asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañu ak yéen seen émission ataaya ndëmbal des émissions Walf jëm kanam comme d'habitude xur dab yi topp suñu ginnaaw tàccu leen loolu alhamdulillah ba ci sama kaas mbaama kaas wala ma toj kaas fees foof cotis pa njàcc pa e gëmu guux garab du neex ndaxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam béti del si nañ ci émission ataaya waxtu bu baax wi jot na ci loone ca la ma nekkoon rek liggéey jaamu yàlla bu waxtu bu baax wi jot ñu daal di fas yéene ànd ak ñi nga xamante ni ñooy téléspectateurs yi groupe Walfadjri ñu ngi koy defee vendredi bu nekk bu 22h jotee seen émission ataaya dellu siwaat ci kattanu borom bi ñu fas yéene ci ànd ak ñoom voilà kon nag dañuy ñëw nag ba dem fa nga xamante ni fii mooy Touba Mbacké am na koo xamante ni ki jóg na yëkkati na ay kàddu wax na nee na la nga xam ni moom la ñuy tuddee lu jëm ci nekkinu sëfoor si lu jëm ci wàllu code de la route parce que Touba léeg-léeg da ngay daw ba jaag rek sareen gëral la moom mi nga xam ne maîtriser na code de la route boobu na nga xam ne noonu la demee. waaw kan moo ñëw ngir fas yéene yëkkati kàddu jëmale ci loolu Ablaye boobu moo ñëw xamle ak moom laay dikkal. Pape Seck lay wuyoo ñu gën ko xam ci Pape Seck code de la route ma nga judo Daaru Marnaan ca Touba fala màggee fala yaroo fala doore njàngam ca daara bu Serigne Abdou Ahad Pape Diop dem ca Pire fala jàngee mbéy benoone muy delluwaat ca Touba ci atum 1990 soobu ci raxasum oto atum 1992 la tàmbale langue oto maanaam doon apprenti atum 1997 ci la tàmbale dawal oto jot naa dawal ci ay gox yu bari lool te wute ci réew mi jot naa dawalal ay kilifa yu bari ci réew mi ba noonee muy taxawal kuréel gi jóg ngir xeex ñàkkum kaaraange ci tali bi yokku ca jiite kuréel gu boot ay chauffeuru taxi Pape Seck am cër bu yaatu ca garage bu Touba samp na bees ab kuréel gu jëm ci wàllu permis de conduire Pape code de la route ne la mu taamu ci lekk di dibi non barke yàlla non boobu ayro quoi non boobu ayro chauffeur dibi waaw dafa am dibi amuñu jot Pape waxal dibi dibi moom nga gën a bëgg ci bàyyi nga ne galandoo nii bëgg naa ko rek bëgg nga ko waaw bëgg naa ah d'accord kenn bëgg Pape jàkkaarloo ak sa caméra de fi mu toll nii yaa jam ñaajo ngay xool sa caméra bi Pape ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw maa ngi leen di fay avant loolu tam may sant sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ma bind boole ma ci doomu aadama yi ma dugg ci wala xadd karam naa bu ne aadama dimbali ma tam ba ma nekk ab chauffeur di métier moo xam ne ñëpp xam nañ ne képp ku ko yàlla def rek yàlla dimbali la ba mat nga ci wàllu cër waaye mat tam ci wàllum xel loolu maa ngi sant suñu borom xanaa di ko santaat rek kii boole gim ñu boole ci invitation bi nga xam ne bu ñu bëggoon la ndax toog ci attaaye mbégte la ci koo xam ne nii yaa ngi yëngatu ci secteur bu mu mën a doon ndax dana la yokk te dana dimbali doomu aadama yi nga xam ne ñoo lay seetaan di la déglu ci kaw boo waxee loo xam ne xam-xam dana ca bàyyi ko kon dañuy sant rek sunu borom sant sëñ Touba Cheikh Al Khadim waaye sant Sénégal yëpp waaye rawatina nag waa Touba ñi nga xam ne ñoom mu gunge si émission bi ak ñi nga xam ne ñi ngi Dakar te ñëpp doon ay chauffeur ñenn ñi tam di yënguti ci kuréel li nga xam ne ay association lañ dëkk fële ci Touba. jërëjëf Seck moom lañ ñu doon xamee ne léegi ñu jàll ci beneen secteur waaye jàll ci beneen gox également ki ñu dalal nag doomu Rufisque la waaye it am na ci ay mots yoo xamante ni ca Kédougou la amee woon yeneen ak yeneen yoo xamante ni war nañ ko mën a waxtaanee jëm ci biir réew mi ak fa nga xamante ni moo di Rufisque jàpp Kédougou ak fu waa doomu Sénégal mën a ne mu bokkit ci mouvement ki nga xamante ni moo fi teew ngir ñu waxtaanee loolu yëpp Abdoulaye ba moo ñu xamaleeg moom. Abdoulaye Ndione lay wuyoo ma nga juddoo quartier Jokul ca Rufisque fala màggee fala doore njàngam ca école Moussa Diallo laata muy dem ca CM Abdoulaye Sadji atum 2006 Abdoulaye Ndione daal di taxawal kuréel gu ñu duppee mouvement Fagaru ca Sabadola ca diwaanu Kédougou jotoon na fi jiite mouvement citoyen di kuréel gi boot artistes yane ca Rufisque bokkoon ci comité directeur bu ASC Ngagne Samb yëngu-yëngal ak fitna gawoon ci bëccëgu 23 juin 2011 Abdoulaye Ndione tegoon nañ ko ca loxo gannaaw pano yamu taaloon jëppét fala jóge ñu koy wooyee l'homme du 23 juin jotoon na fee jiite coalition Mamaya dégage Abdoulaye Ndione moom mi doon tey ganuk ataaya ne la mu taamu ci lekk di ceebu jën gu xonq curu waaw vraiment lébu moom bu bëggee lu ànd ak jën moom wàcc na du dëgg
loolu ceebu jën. waaw waaw mu yokk lu ànd ak jën. ceebu jën Penda Mbaye quoi sama yaay Mbaye la sant. moo tax ñun. sa yaay nag moomut ceebu jën. non sama yaay ceeb rek non ko ceeb rek la bu neexee. ñun ndax sa ceeb yaay dàq suñu ceeb yaay. mais sama yaay moom ceeb rek lay lekk. waaw dëgg la ma la wax rek. non man sama yaay la waaw yow. sama yaay ceeb lay lekk mais Mbaye la sant moo tax ma ne ceeb sama yaay ko dàq ceeb. waaw vraiment ñu ngi lay nuyu di la dalal waaw ñu Abdoulaye. lay sant Betty di leen nuyu yéen ñëpp ay Assa Ndiogou vraiment di rafetlu seen liggéey fii si Walfadjri ak président Sidi Lamine Niass ak jëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi. parce que fii daanaka bu ma demee ba ñemee Walfadjri moo ma génne comme ni mu génne ministre yi ak président bi fi nekkoon ak ñëpp. je pense que fii ñëpp jaar nañ fi jaar naa fi si rajo yi Najib moo tax nit ñi xam ma. moom ma jëkk defal interview jëkk ma defal point de presse kon donc jàpp naa ne Walfadjri képp ku nekk ci réew mi am daraja yaakaar naa ne fii jaar nga fi. kon dañ leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen liggéey. maa ngi gërëm waa Tëngéej particulièrement waa Kédougou parce que ñooy dañ sonn dañ demandé fu mu ne aide waaw. dinañ ci ñëw ci kanam saa fu nu jëm. aar bi dafa xaw a doy waar léeg-léeg da nga ciy nekk doon gone fas yéene pour ñafe mais léeg-léeg mu am ay gàllankoor yoo xam ne dañ ci am nga faral di génne dara waaye ñu lay mel ni ñu lay galgal ak a téqatal ndaw lii nag bokk ci ñi nga xamante ni bi tamit loo ko mu nekk nouveau talent mu jóg ngir fas yéene wane boppam wax ñu it jafe-jafe yi nga xam ni aar am na ko kookan la Ablaye Bopp moo ñuy xamle ak moom laay dikkal. Alioune Gueye di artiste maanaam woykat doon lu mu teel a bëgg lool judo fekk waajuram di yëngu ci wàllu cosaan ak aada maanaam guitare Alioune Gueye defagum na jéego gu yaatu ci wàllu musique jot na ko jëmmal ci ngénte yeeg mariage yi ba ci concert yi Alioune Gueye ne jafe-jafe yu tar lay dund ci wàllu musique waaye du xaddi benn yoon la mu taamu ci lekk di mafe jën bu ca noppee teg ca radi bopp soriwul. non moom day saboo tarak léegi nag. nani su luxu. mais maa fi jën dégg ko. nee na bu paree teg ca radi. yaa ngi loolu Aliou. non boobu beneen affaire Aliou. waaw maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna. non wuyul ba pare. suluxu bekk kii bi ak non man sama préféré moom. ceebu jën la. ceebu jën. ah kon ceebu jën Penda Mbaye. mën ngeen ko bokk. ceebu jën moom suul ak bëgg. waay bu weex. bu am suul ak bëgg. bu weex ak bu xonk loo ma jox mu jël. ah. ilaa. nuyu nañ la dalal la. waaw maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna. di leen sargal yéen ñaar di sargal ñëpp ñu fi toog di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. bàyyiwuma kenn ku lim da ngay jum man Alioune Gueye doomu Géejawaay doomu banlieue maa ngi nuyu ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di kontaan nag si invitation bi ngeen ma invité parce que mënoon na leen fi bañ a fekk xale bu ndaw macha allah demaguma fenn amaguma dara mënaguma dara ngeen ñëw invité ma macha allah dama leen di delloo njukkal di kontaan si yéen vraiment. jaajëf Alioune. mi ngoog ñu dem régie dellu si waat. ay ca non Betty. yaa ngi planté di. ah d'accord ah. sa naqar ak sa coono doonoon na suñu bos léegi na ngeen def sax gaañi dootoo si jaar. daa jaxase carte gi ay waxul lu ay di njàmbat sa yoon nekk. voilà kon muy clair. lu def waxul lu ay di njàmbat xam ngeen ni jamono ji moom ku wax mondial bien que nag yàgg nañu dégg ñi nga xamante ni ñooy accompagner sunu gaynde yi moo xam ci football bi la moo xam ci discipline yeneen yi ñu leen di gunge saa su nekk waaye comme football dafa xew te nag gars yi dem nañu Russie ba ñëw ak ñanu àndaloon ak 60 sëriñ yeeg lan leen di jiin yëpp am nañu fi toog fas yéene waxtaanee boobu la événement ki ñuy xamaleeg moom nag Abdoulaye Bob la. laay dikkal. Abdou Aziz ñi ngi lay wuyoo doon ku ràññeeku lool ci wàllu tàggat yaram rawatina ñay dar équipe nationale saay su ne benoone muy doon vice président bu 12e gaynde yàgg taxawul lool équipe nationale dem ak ñoom fu ne ba ci Russie 2018 bile lu ko dalee Ndakaaru ba ca Moscou benoone équipe nationale di ñibbisiwaat ak la doonoon seen taxawaay ñoom 12e gaynde Abdou Aziz ñi ngi ne la mu taamu ci lekk di ci rek mbuum.
merci jërëjëf Cheikh ñu ngi lay woowaale nga daal di ñëw xoolal ñu li nga xam ne mooy moniteur bi parce que gars yi dañoo yëngal daal di am lu ñu yëngal mais moniteur bi gisatuñu voilà saa yi acca kiiwal waxal ci li la boobu wax sa waay Aziz jërëjëf ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi am mbégte ak kontaan bu rëy rëy ci invitation bi ñuy invité 12e gaynde waaw di ci jiital président 12e gaynde di président Issa Laye Diop di ko xam tamit dañ koy ñaanal yàlla waxuñu ci cere moom la ba waaw dinaa ci ñëw mais moom nga waroon njëkke waaw non man waaw cere boobu man ayuma ci sax cere moom ayuma ci bopp daal la fi toog di sosal invité yi rek waa baax man daal li sama waa ji ay ci laa ay ban la ay muy miswi ñoo la ci gën a aay ñoo la ci gën a aay waa aja yeggale waaw man daal ci boobu laa ay bon en tout cas comme ni ma ko waxee ñu ngi remercier notre président du président Issa Laye Diop di nuyu tamit borom kër gi président directeur général bu Walfadjri di nitu diine di nit koo xam tamit yàgg nañu tase tamit ci ay milieu surtout kër Mourchid Iyane Thiam du ko delloo njukko yéen tamit di leen sant di leen gërëm ci invitation bi ndax émission la boo xam ne waxuma sax Sénégal mais partout dans le monde tamit dañ koy seetaan kon ñoo ngi leen di encouragé ñoo ngi leen di félicité et puis ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaay yi yàlla yokk mën-mën bi yàlla yokk sutura si waaw di gërëm tamit waa 12e gaynde ñoom ñëpp ñoo ngi fi ma bëggoon ñu rëkkaat laata ñuy dugg ci question bàyyil ba ci kanam non nañu rëkkaat saa tamit bari ñu rëkk xaaral rek may leen jërëjëf yéen mais ça bërki démb la fi ngoyaan ñëw xaas min xaas nga ni ko yëkkatil xaas min xaas nga ni ko yëkkatil léegi lu mu leen wutale lu leen wutale bëgg a rëkkaat ngoyaan di nga nekk ci rëkkati lañ jëm nga ñuy rëkk leen voilà man daal bëgg naa ñu dégg ndigal sa kaw loxo lii rek a tax ay jërëjëf bàyyi naa leen ak kolom bi tama ngay wut ta yee dàq mais ñu bàyyi naa leen ak kolom bi Cheikh ñëwal indil ñu kii tampon kolom bi laa leen di bàyyi leen réew naan dara sa naqar ak sa coono doonoon na suñu bos léegi na ngeen def sax gaañi dootoo si jaar ayca mi ngi noonu ñu ngi remercier waa régie bu baax a baax rawatina Cheikh Diop ma fa féete dañuy ubbi nag suñu waxtaan ak Pape Seck ñu gën ko xam ci Pape Code de la route ah lan mooy Pape Code de la route code de la route nga sant wala da nga bëgg ko respecté code de la route mën naa koo sant mën naa koo tudd ku ma ko tuddee dama ko santale sax moo ma gën a foo ko teg foo ko teg waaw xanaa bala may tontu ci question bi rek ma nuyu ñi ma seqal jataay bi d'accord ak ñi ci public bi yëpp di amaan mbégte ndax ñun li ñuy dox Sénégal la kon buñ fi ñëwee dajeeg vert zone rouge yi mel ni ne am na lu ci suñu borom bëgg a dëggal xanaa santaar rek sama ñaari ñoo xam ne mënu ma leen a bañ a sant muy soxna Maam Moussa Tamba mu Sëñ Fàllu nga xam ne ba bi may ñëw moo ma ñaanal ak soxna Marème Faye première dame du Sénégal waaw ak xanaa maam Seydou Fall ak amul problème Pape yow ab Samba Mbayaan nga waaw ba tey Samba Mbayaan nga démarré ba tey conseil national des ku la defal lu baax nga sant Sénégal yaay njiit mi waaw maa njiit li waaw loolu kañ la taxaw ak lu ko tax a taxaw
waaw loolu bi mu taxawee yàggul mën na ne sax taxawal dañ ko taxawal provisoirement rek man président la provisoirement nii wante li ko tax a taxawal mooy dañoo dem ba gis ne ñun chauffeurs yi dañoo bëri lool ay problème bëri lool itam ay jafe-jafe ak ay coono yoo xam ne mën naa ne bëccëg la te mag ñi dañuy wax ne bëccëg deesu ci nit dara lu ci sotti ñëpp gis nañ ko ñun ñu toog fii yëpp xam nañ problème ak jafe-jafe yi ngeen chauffeur Sénégal ñoo ngi koy dund ñëpp ko xam daanaka mën naa ne ñun mën na ñoo méngalee rek ñu baal ma ci wax ji te ci laa bokk damay commencé sama bopp ñun ay jaam lañ ñu def ci Sénégal waaw ay jaam xanaa dañ ñu takkul buum suñu baat rek comme ni ñu ko doon defee ci mag ñi wala ay ceen wante ñun ay jaam lañ ñu def ci réew mi. nga nekk ay jaam. waaw li tax ma wax loolu mooy benn booy xool Sénégal tey ci jàngum métier ni ñu jàng fii métier dem leen ci gaaru teer yi nga xam ne fa lañ gën a xam ne fa la chauffeur yi day jàng métier xool leen ni ko gouvernement yi fi jaar yëpp sàgganee xanaa boo maresi bii ñëw bërki dem mais gaaru teer boo dem booy xool daanaka amul benn infrastructure boo xam ne mën naa yokk xelu doomu aadama bi wala mu orienté ko ci sens boo xam ne ëllëg dina am jubluwaay bu baax li may wax xam ngeen ko gaaru teer amul auto école amul centre de renforcement de capacité amul ay restaurant yu moderne amul dara loo xam ne nii lu ñuy fekk ci yenn bërëb yu baax yi la nga fekk ko fa te nit ki dafay am solo fi nga koy yare nga def fa lu méngoog li nga ko bëgg a yar ak li nga koy tàggat bu ëllëgee mu mën a doon loola ma jox la exemple rek ci Serigne Saliou am na benn donga ci donge Serigne Saliou ku ñu wax sekkan ku ma àndal Serigne Saliou bi mu bëggee maanaam ay dongaam mel ni ñu war a mel ëllëg dafa sàkk fu mel ni xel koom ak lu ko jiitu njurul ay ndooka ak njàpp ndal dajale leen fa def fa lépp li nga xam ne nii dana tax ñoom buñ fa jógee ëllëg melokaan ñu bëgg ñu nekk ci ñoom dana nekk ci ñoom kon doomu aadama fi nga koy def am solo xool ci présent exemple rek booy xool tey ñi nekk commando wala ñu nekk leneen ak leen ci réew mi nga xam ne ñoo yor sécurité réew mi mais fañ leen di tàggatee di leen fa yare def nañ fa bépp jumtuwaay boo xam ne dana tax ñoom bu ëllëgee buñ fa jógee mën a melokaan mu méngoog li ñu leen di soxlaa ci biir mais il faut comparer les choses comparables bétti kii li muy wax nii benn la non non saa xoolal dafa ndaan saa mais déglul non saa lii secteur informel la déedéet déglu ay bakkan la ñuy yor saa déglu tey boo demoon tey boo da ngay déglu boo demoon yow yaa déglu mu àggale yow yaa war a déglu mu melut noonu yow yaa war a déglu mu àggale yow yaa war a déglu mu àggale non mais xam nga bul ñëw di ma jaay xuloo boo ma jaay xuloo da ngay perdre sa temps non damaa war a bàyyi mu àggale li ngay def du baax li may laaj lu am solo dañ la posé question da ngay répondre question bi question bi ci laay tontu apprenti bi apprenti moo war a nekk chauffeur waaw ma mënoo déglu sëñ bi nag yow it nag da nga koo war a yar waaw allez-y ma coow de allez-y waxal mais Dakar dem dikk waaw est-ce que noonu la ñu ñooñu ay chauffeur lañ mais dañ leen a formé bokkuñu ak chauffeur yi nga xamante ni ñoo nekk ci garage ceer yi gaaru kii waaw yow dëggal nga samay wax dëggal nga samay wax mais yéen Dakar dem dikk ba mu nekk ba mel na mu war a mel buñ ko defalee ki nekk ci gaaru ceer bu mu mel ni ki Dakar dem dikk benn la ñeen nekku leen ci état yi déedéet ñoo ngi def ci sunu poche ñoo ngi def ci réew mi ñoo ngi def ci waa réew mi ñoo ngi def ci sunuy poche di def ci réew mi di def ci waa réew mi xuloo moo ko indi man tey taluma xuloo quoi donc di nga xuloo ndax fi nekk moom di nga xuloo waaw Dakar dem dikk dañ leen a formé teg leen ci ay conditions yu baax gi nga chauffeur ba nekk Dakar dem dikk ba nga tagg ko boo ko indi woon ci car rapide yi wala feneen fi nga xam ne fa la ñuy gën a saboté chauffeur yi nga saboté ko comme ni ngay saboté chauffeur car rapide bi ki ci kalandoo ba car rapide bi da ngay saboté kay dafa mel ni man damay saboté wu ma kenn waaw mais boo ko jëlee tam li nga wax noonu laa wax gis nga conditions yi système bii ñu jël système défensif bii nga jël baaxul non déglu ma waay sëñ damay défendre parce que tey bu fekkee défendre dafa yow da ngay mel da ngay défendre bëgg maa xëpp mbir mi man xuloo ma yaa ko xëppoo boo ma déglu rek ma wax la saa permis de conduire yëpp benn la gis nga man Pape Seck mi nga xam ne damaa permis de conduire yow tey biti mii jox ma otoom laaj ma versement boo xam ne mënu ma ko den li ci njëkk rek te yaa ko signé nga ne mënoo waaye amul signé fii dama signé xam naa baax li ma la yéen léeg-léeg ngeen war a verser nit ki mbëkk garab ne ko saa defal ndànk rek defal ndànk rek yow biti Sénégal tey dañ ne chauffeur bi pour mu dawalal la sa oto bi nga xam ne dafay def transport en commun public des voyageurs da nga koy utal li ñuy wax certificat d'embauche moom ne inspecteur de travail nga koy utee ngir bu ëllëgee boo ko dàqee moom bana laa topp ci ay droit mais fii ay transporteur ñoo fi am mais nag uude nu mu la gisee la lay ëwal déedéet il faut pas ana gouvernement bi ana gouvernement bi da ngay déglu de déglu woo saamee di nga ma déglu ana gouvernement bi waa déglu ma allez-y aci waxal voilà waaw boo jógee dem di wut liggéey waaw ka ngay liggéeyal joxu la contrat ni rien yow instant boobu bëgg nga liggéey am nga ay soxla yu taxaw bëgg faj say yeneen ak yeneen nangu liggéey bi noonu kon kañ yow yaa ko nangu te chaque jour ñu déglu morceau Youssou Ndour boobu nga di ma liggéeyloo ba xëy na ma dàq naa yéen a ko nangu parce que nit ki aussi mag li ñuy wax ni mag lu mu nangu teg ko dagan na dëgg la wala dëgg
yéen a war a organiser waat ci seen biir jéem a assainir seen milieu dindi ci li ci bokkul teg ko ci yoon. mais foofu lañ jëm xam nga Sall foofu laa jëmoon ci sa àgg xam nga conseil bi loolu ko tax a jóg nan dañoo gis ne chauffeurs yi benn amuñu formation. waaw ñun ne ñun nañ taxaw pour chauffeurs yi ñu am formation d'abord. waaw béjjén du njëkk sax bopp. apprenti bi dañ ko jàngal ko de la route ba mu maîtriser ko dem passé yi permis de conduire. bu fa jógee ba am permis ba pare. xam-xamam dafa war di dolli ko saa su ne ndax oto yu bees dañuy ñëw di indaale ay yu bees loo xam ne très bien. léegi tam ñu fexe ba chauffeur bi tam ñu def ci moom comportement boobu comme li nga wax dana am fulla ak fayda bu mat sëkk boo xam ne képp ku koy jox otoom. mais yéen tànn leen loolu versement bi rek ngeen tànn ak koppar gi ngeen ci am mais dafa naa bidi Sénégal la gis nga li am ci secteur transport moo am ci journalisme moo am feneen gouvernement dañ ko fi teg ngir muy saytu li nga xam ne ni mooy loi réew mi parce que ensemble moo koy wote mais bu ñu wotee benn loi bu ñuy wax la loi numéro 2002-30 muy code de la route nga gis ne société asiatique yi chinois yi respecté wuñ ko indien yi fi nekk respecté wuñ ko société sénégalaise yi fi nekk respecté wuñ ko même député bi sax respecté wu ko moom lan ngeen teg yan mécanisme ngeen teg wala dara pour xeex loolu li mécanisme yi ñu teg pour xeex loolu conseil bi ngeen doog a teg de barki démb waaw dafa ndaan ça yow dafa naan bidi dafa naan fi ñu ko teg mécanisme yi ñu teg mooy ñoo bokk émission xool mécanisme yi ñu teg mooy dajale chauffeur yi d'abord ñu nekk benn loolu nag mooy leen të waaw ñu yéen gisal seen syndicat yi nu mu bare góor xuma fee foofu ñu ko àggee fa ñëw ma ne nag keneen fee ma ne foofu bu ñu ko àggee ngeen a bëgg booloo mu nekk ma ne ñun lañ wax ñun permis de conduire lañ dajale ñun bu ñëwee syndicat yi naa la ci wax li ma ci xam mais dama la ñun li ñu bëgg daal ñun te yàlla dafa am nañ ko mooy dajale na lu ëpp junniy chauffeur yoo xam ne ñii ñi ngi ci taraay yi ñii taxi ñii ñi ngi hydrocarbure ñii ñi ngi dem Dakar ñi dem Bamako ñii ñi ngi def ay taxi zone noire ñii ne clando chauffeur yi yëpp permis la parce que dañ ne permis mooy permis utal ko nag benn groupe boo xam ne mooy monnaie trans tey boo fa duggee chauffeur yëpp fa daje di waxtaan. lan mooy permis yéen déjà permis yi ñu leen di proposer yéen a ngi ci am problème nanguwu leen ko. duñ ko nangu lu tax du ngeen ko nangu. waaw wax ko. waaw te duñ ko nangu mooy benn. yow biti ñii dajale fii rek. sama tur bi neex na ko de yow saa ñii dajaloo fii nii rek tey. yaa ngi dégg tey ñii rek bu fekkoon ne Macky Sall ak gouvernement muy président Macky Sall ak gouvernement bi rawatina ministre des transports. ñi ngi am lu ñu bëgg séq ñii ci seen i mbir. danañ ko waxtaan ak ñoom bu fekkee respecté nañ leen. bien sûr ñun waxtaan nañoo ñun dañ ciy boole. ñun waxtaan nañoo ñun. gis nga le 26 avril bi ñu njëkkee daje primature. mais yéen a nga ca woon. non ñun moom woo ñu woon dañoo woo ña leen neex. non am na ñu ñëw. waaw am na ñu ñëw ña leen neex ñoo leen représenté. déedéet. mënuñoo woo ñëpp safar yëpp dajaloo loolu mënta ne. man samay kayit gi nii kenn mënu maa représenté man dama am kayit yoo xam ñan fa teew kenn amu ci kayit bu mu amul. yow sa kayit yi. dama naa ko rek ba ma xamoon sax dem moo xam dégg nga bañ leen dajalee. bañ leen a présenté maanaam permis de conduire bu président Macky Sall loolu ko ñu pare nañ doog leen woo. permis de conduire président Macky Sall moom permis de conduire bu beesam. moom lañ leen di présenté. waaw foofa. kon nga xam ne booba ñoom pare nañ ñu waat leen sabanel. information lañ leen jox mais ci ndaje moomu lan moo fa génn. jëlal kaas. ndaje ma. waaw saa yow ma defe ne café ngay naan. dara génn fa lu dul lii lañ leen bëgg a defal. nii lañ koy defee nii lañ koy defee. jox sa waay. dégg nga biti ndaje ma waaw dara génn fa lu lii lañ leen bëgg a defal. waaw nii lañ leen koy defal te nan leen ko mën a waxee ñoom ñu dem seen yoon maanaam information lañ jox njiiti secteur transport. te loolu warul nekk information dañoo war a ñëw concerté wu ak secteur bi waxtaan ak chauffeur yi. ndax permis bi. dafay am day am su groupe sanguine. waaw dem leen. loolu lu baax la benn chauffeur baaxul kenn baaxul saa. mais fan lañ koy joxee nan lañ koy jëlee ci ñun. waaw mais xanaa loolu woo nañ leen ci waxtaan la. waxtaan ñu ci bëgg loolu mooy problème bi. léegi yéen bu ngeen jógee duuti permis bi nu ngeen di def. moo ñu jaaxal moo tax ñu ñëw Walfadjri dugal dafa si micro trottoir. amul benn chauffeur bu xam ne groupe sang dem fii la koy jëlee fii la koy jox nii la koy joxe beneen bi topp dafay am benn piste électrique boo xam ne may joxe di ma ci dolli. waaw dina yow moom waxuma la joxe waa si wet dinaa ko teg ci table ji ndax da ngaa doy waar léegi yow béti ñu ne na day am benn piste électrique nag boo xam ne bépp daan bu ci nekk ci lañ koy def xamal nañ ko ab piste xamal ne du dara piste bee leen tiital dégg nga def ko ci benn tablette boobu loo accéléré mu meew ko ma ne oto bi li muy daw ëpp de ma ne piste boobu moo leen di contrôler boo xam ne nii tablette bi moom la ñuy jox takk der yi boo ñëwee par exemple takk der bi mën naa ñëw rek seere la nga taxaw mu jël sa permis daal di bind Pape Seck numéro permis 289 903 daal di bind dama franchir ligne continue bi machine bi ne ko commission la permis bi jëm am na 31 cas yoo xam ne mi ngi ci la loi numéro 2002 30 mais est-ce que loolu amul lu ci chauffeur bi def waxuma chauffeur ñii rek kuy dawalkat ku ne loo ci def ci loolu sa permis dafa war a dem commission yow na xam nga yow am nga permis mooy ku jalgati yow am nga permis yow waaw na xam nga 31 cas yoo waxuma ci benn cas
ci 31 cas yooyu ci code de la route. xam nga la loi numéro 2030 du 19 janvier 2004. da koo këru da nga koo këru. dégg nga xool non non xoolal dama naan. waaye këru maa nga waay nga dama ne. waaw pour yow mu clair 31 cas yu mu xool 31 cas yu mu nekk. 31 cas. waaw waxal fii lu nu mën a dégg waay. dama ne da koo këru. dama ne. téléphone portable commission la. waaw. ñaata taxe ceinture commission la. waaw yooyu yëpp ci la boo député yi ndax ñoo ngi taxe ceinture de sécurité ñoom. mais député yi ñi ci dawal bariwul. ñii dawal lañ la en général seen chauffeur yi leen dawal. waaw ñi ciy dawal nag ñu ngi koy takk. wóoruma. wóorul la. dañoo nekk di wër député yu taxe. dégg nga xam nga li ma bëgg wax foofu rek mooy ñii voté loi. kii dañuy tooñ quoi. boo demee ci boo ma jógee foofu yaa ngi ma dégg. léegi nag boo mënee xam ni ñoom respecté wuñ loi yow yaa leen di wër ba xam ne député sàng man citeel ma député bu loo wax sa début dawalal naa kilifa yu bari. yow yow yaa leen doon dawalal. ba ngay dawal daal yoon bu président Macky Sall Moussa woo député yi maanaam ensemble woo leen présidence rek man dem naa fa man. xam nga yéen lu ñu leen teg baax na xam nga lu tax accident yee bari. waaw biti may moo terminé foofu ma terminé tuuti rek ci piis bi ba ñëw ci piis bi yaa ngi dégg. du déglu waaw léegi biti lan moo tax piis bi liñ ci def ci ay infraction ne yéen lañ koy teg. mais biti nañ ñu ko xamal xam nga saa njóogu bu fekkee ne dafa ne siège bi bu fekkee ne toog mais dañu ko war a xam. mais yéen ñi jiite waa déglu nag foofu dama ci ànd ak yow. yéen ñi jiite yenn ci ay chauffeur yéen a war a dem jàngi loolu ñëw jàngalaat ko seen ñoñ. wax ma fu ñu koy jànge mais 31 cas yi waxuñu leen ko. fu ñu koy jànge ma ne waxuñu leen ko yéen. kuñ ko wax yow yaa ngi énuméré nga ci quelque. dama ne wala Sénégal ba mu daj. yow léegi 31 cas yi man maa ko fiy jàngal Sénégal ba mu daj. yow ku la ko jox yow ku la jox 31 cas yi. maa ko liggéey sama bopp. fan ak leen lu ko jiitu fan. loi bi laa wax am complet. waaw mais loo tere nga tas ko ci say moroomu chauffeur ñi nga jiite. lu tax laaj Sénégal boo xam maa ngi koy defal tasuma ko. waaw kon kañ baax na. kon jeex na. waaw kon baax na mais dama ne loolu du sama devoir man ndax gouvernement fayu ma ci ñaari dërëm moom moo ko war a def. moom moo leen woo ay séminaire de formation. waaw loolu dëgg la loolu moom ànd naa ci. waaw loolu moom d'accord parce que bu fekkee ne teg nañ ay daan béti yoo xam ne dañ ne 31 cas. waaw donc je pense que chauffeur si war nañoo xam cas yi quoi loolu moom dëgg la. loolu moom yow yaa am nga permis. waaw xamoo cas yi. 31 cas yi. bis bu la jàppee nga jaay man la saa njóogu man li ma bëgg mooy ñu yóbbu sa permis commission comme ni ñu koy defee ñun ndax kumba am nday ak kumba amul nday moom ci réew mi defuñu la ko yow bu la nekkee doo tax seen tudd da la dul fekk te ñun duñ ko tax mais Sénégal damay tax seen tudd du ma ko tax seen tudd yaa ne ca kaw téeméeri tax dañ lay romb 5 ñoo ci dul tax seen tudd ni ngeen koy takkee moo réglementaire nii lañ koy def yolomal ko billahi da ngeen koy yolomal yéen gën a xam leen yaakaar leen ni lu leen def rek baax na ci yéen accident yi dafa bari ci tali bi sëñ bi accident yi waaw ñoo nga fu ma neex li ci ëpp nag chauffeur si dama ne ñoo nga fu ma neex da ngeen di sonn du ngeen noppaliku di nelaw di daj wala yeneen ak yeneen am ñoo xamante ni métier ni ko waxee sax waaw kumba ni ko waxee sax am na ñoo xamante ni milieu ba ñu dugg café ngay naan dañuy dugg nekk ay brebis galeuses waaw léegi nag léegi li gën koy yéen lu leen def rek baax na accident yi dinaa la xam ne chauffeur yi bu ñu ko séddalee pourcentage chauffeur yi ñoo ci gën a néew responsabilité kan mooy yéen ñooy responsabilité yi chauffeur yi lu tax nga wax ko xam nga wax naa la sànq d'abord bari ba nang rek bidi nee naa la yow tey boo jëlee junniy apprenti yoo xam ne leer na ne ñii ay chauffeur professionnel lañu doon ëllëg lan moo tax fan leen di dajalee muy gare routière yow état dafa fa école de conduite apprenti yi jàng code de la route yéen da ngeen a tal jàng code de la route waaye demal waaye saa lan moo tax bidi non xool la ma terminé yéen ñii ñëpp beneen bi ci topp saa leen ko beneen bi am lu gën a garaaw du ngeen ko dawal sax ci télé bi yow est-ce que sa permis yow da nga koo passé baat mi ko yow waaye yow man yow man ngay auditer di ma xool ndax ma ne déglu ba ma ne dama nang rek man dama jàng code de la route man dama jàng code de la route ñëpp la Sénégal yëpp koy def man boo ma bëggee xañ wax loolu man dama jàng code de la route dem passé waaw foo jàng code de la route bu ma la question fii ci code de la route doo tontu nga ne ma damaa jàng code de la route jàngoo code de la route saa bul dugg ci loolu saa tànc nañ la non déglu ma non saa tànc nañ la man nekk pour répondre ay questions bul dugg foofu d'accord bul dugg foofu xam nga fi ma bëgg a waxee mooy biti mooy biti mooy tey Sénégal biti yaa ngi ma dégg Sénégal yëpp ñun xam nañ ne ñun fii Sénégal boo demee ut permis de conduire xaalis moo la koy may mi xam-xam moo la koy jox naana sa kaas te deux kër nekk ci réew mi naana kaas ñu jox fi may terminer mooy ci wàllu tali yi mais biti tali yi tali yi lu ci ne amul ay signalisation doo daan bu ne nongu maaral kenn respecté norme bi du am benn signalisation nga ne ci teel sa oto yàqu loolu ndax lu réglementé la demal fii ba Touba nga dem Ndar demal partout route nationale boo ci signalisation yi da nga koy wàññi muy panneau yi ak rëdd yi parce que signalisation dafa am horizontal ak vertical léegi beneen bi topp même signalisation yi ay erreur moo ci am yoo xam ne fii ma toog mën naa wax ne ingénieur Azurudi dem vérifier ko
man maa ne tali yu bari fii Sénégal ni ñu ko defaree baaxul respecté wu norme bi ñu ko war a defaree. waaw. yow loolu. ma jox benn exemple. waaw exemple. rond point héliport bi nekk Touba. waaw. la fa am ci ay accident avant ñu fay def éclairage public ba. waaw kenn mënu ko ëpp na 57. xam nga lu ko waral. dañoo jël benn rond point yi def ko ci route séparé par un terre-plein central. nga limitation vitesse de vitesse dem na ba 110. nga def ab rond point yi lëng ci digg bi amul benn signalisation boo fay def boo xam ne man su may dawal ba jub rond point bi naa xam ne lii rond point fu ma jëm naana sa taay pare yi di daw di ko yëg noonu loolu ndax tegu na ci yoon. a naanal. dégg nga léegi am na lu ñuy wax boo jaaree yoonu Mbour bii. am na lu ñuy wax ligne mixte. ligne mixte mooy da ngay boole ligne continue ak discontinue. waaw bu fekkee ne da ngay descente wu dañuy jël discontinue bi féetale ko ak yow pour wax ne la mën ngaa doubler. d'accord mais fii da ngay gis benn sommet de côte. au lieu que ñu jël ligne continue bi féetale ko ak kii yéeg. ñu jël discontinue féetale ko ak kii yéeg loolu erreur kan la. xaw ma ko nga gis signal maanaam li nga xam ne mooy vertical tableau carré bi. position la dana la. bu doodaan bi nekkee ci table bii sampal panneau bi fii ci doodaan bi mais doodaan baa ngi nii nga war def signal de position bi fii nga dem def ko en 6 mètres loolu erreur kan la. waaw pour nga teel koo gis avant nga egsi la. non dafa am 6 mètres kañ dafa am avancé en position avancé bu mooy 150 mètres hors agglomération 50 mètres en agglomération position bi doog a ñëw. yow da nga ko këru kii waaye dafa naan dama ko war a këru. dama ko war a këru da bokk di da ci tableau bi danaan la danaan la doxalee da koy këru rek di tableau bi danaan la ab doodaan mi ngi sa kanam feeg juróom fukki mètre wala feeg téeméer mètre ak juróom fukk. waaw tableau bi ne la doodaan baa ngi nii fi ma nekk mais tableau boobu ndax dafa war a sori doodaan wala dafa war a nekk fi doodaan bi nekk. dafa war a sori doodaan bi. déedéet signal position dafa war a nekk ci non war a sës ci doodaan bi tableau bi. ma jox la exemple yow kon yow xamoo yow kii mi ngi jaxase seew bidi seew bul ma yóbbu seew. waaw dama lay wax signalisation ñëwal ci liggéey bi nga naan ma seew. waaw man signalisation bi da erreur yi boo demee seew dëkk bu ñuy wax seew signalisation bi nga xam ne mooy avancé bi di doodaan bi nga xam moo lay wax doodaan bi mu war koo daanne 50 mètres. xanaa yow da ngay xëy di wër panneau de signalisation yi bétti kii ak sunu waaja ñooy kii place lay wutaale. bédi pour def émission code de la route. bédi doo ko fi amee. moom laa bëgg sax. place lay wut pour def émission code de la route waaye doo ko fi amee. dinañu ñëwaat dinañu ñëwaat. saale may wax muy jàngale doy na ñu dem Kédougou ñun. dinañu ñëwaat Abdoulaye ñu dem ca or ba. yow doomi Rufisque nga dégg nañ ci mouvement bi nga fi defoon ak yëpp mais bi ngay daaneel da nga ni di nuyu nag waa Kédougou parce que ñu sonn lañu. sa annonce aussi wax nga ko ci mu mel ni Kédougou problème la boo xamante ni yow ça tient à cœur muy loo xamante ni ñor na la lu tax loolu. bon may ma nuyu téléspectateurs ak téléspectatrices yi ak ñi ma àndal gunge ma ak ñi ne ci plateau bi yëpp. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu sama yaay ji la nekk ba ma bàyyi kër ga fële si suba. di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla dëgëral ay cëram. waaw mbooloom julli sama papa fa mu tëdd yàlla na ko fa suñu borom ma yokk ay xéewal def ni si leeram maa ngi léegi nag li nga wax noonu Betty je pense que yéen ay journalistes ngeen Kédougou Sénégal oriental la bokk. bien sûr. donc Kédougou. lan moo la boolee Kédougou yow doomu Rufisque nga. non c'est-à-dire xam nga ñun organisme yi nekk di si liggéey c'est-à-dire ñun société civile lañ ne. saa yëkkati baat bi bàyyil titre. société civile lañ ne te société civile. waaw moo tax ma ne la bokkuñu société civile bi nga xam ne dafa riche. dafa am xaalis. bon c'est-à-dire ñun dañuy gëstu. léegi bu ñuy gëstu fépp la ñuy dem. Sabodola ba ma fay dem Sidibé bi nga xam ne moo ñàkk bakkanam le jeune Sidibé maa ngi koy nuyu maa ngi koy ñaanal fa mu tëdd. yàlla na ko suñu borom xaare àjjana. ak famem yëpp yàlla mettre leen condition yu baax. amiin kooku Dakar la newoon fii Kédougou boo xoolee ñi fa nekk ñëpp ay étudiants Kédougou bari nañ fi Dakar la ñuy jànge ñu si bari si Grasse yi lañ école Grasse yi lañ ne Grasse yi Kédougou la dëkk. jàkkaarloog sa donc bi ñu demee à 2008 bi ñu demee foofu. dafa amoon mine bi ñu naan MDL. ñu koy doog a exploité. maanaam tabax nañ mine bi ba pare mine bi quoi Sabodola. fi mu nekk c'est que boo nee Sabodola rek. da ngay yaakaar mais Sabodola benn village la. c'est que mine bi moo fa mais mine bi tuddul Sabodola. c'est-à-dire mine bi MDL la voilà léegi ñoom dañ implanté wu ci village bi. loolu moo indi le mot Sabodola. d'accord léegi nag ñoom bi ñu implanté foofu def seen mine d'or léegi ñoom chaque fois dañuy romb dañuy toog Kédougou ville bi laa la wax.
parce que Kédougou mooy région kii bi ville bi quoi. léegi ñoom jeunes yi dañuy gis ay bus di jógee Dakar ay bus yu bari Dakar ba Ndar fépp si Sénégal chaque jour ñu gis ay bus du ñëw. ñu xam ne région bi sax. wala ñu xam ne ñi dëkk bi am na lu fi ñu envahir dëkk bi. koo si waxal mënul tontu c'est parce que ñoom dañuy làkk. ñi fa wax olof bariwul. ñu xam ne ñi Dakar lañ jógee Thiès Kaolack Saint-Louis. ñeneen ñi ci ñooñu luñ fay wut. non dañuy liggéey see. ba yan genre liggéey ñoom la ñuy liggéey. non si mine d'or bi. mécanicien soudeur électricien lépp. léegi ñoom main d'œuvre sax mënuñu ko am. xam nga ku mënul am main d'œuvre ñoom ñi fa dëkk jeunes yi mënuñu am main d'œuvre. loolu moo waroon ñu ñoom est-ce que jàng nañ soudeur. non est-ce que jàng nañ mécanique. non mais ça mënoo wax région de Kédougou nu mu toll. superficie bi fa nekk ak population bi fa nekk di fa yeewoo. parce que ñi fi nekk ñëpp ay étudiants ay jeunes. am seeni diplôme. dem foofu nga ne amul soudeur wala électricien. c'est-à-dire loolu yow ban occasion moo taxoon nga dem fa da nga àndoon ak ONG wala société civile bi moo demoon wala lan la ba nga fekkee loolu. non ñun biñ fay dem. waaw dañ demoon ci MDL bi lañ demoon. d'accord ci mine bi waaw. parce que dañ fa doon def benn étude. c'est-à-dire di defaale ay séminaire atelier maanaam di leen jàngal maanaam ni ñu war a comporter woo ci mine bi. liggéeykatu mine bi ñoom ngeen demoon. non maanaam ñi fa war a liggéey see ouvrier yi parce que dañ leen di sensibiliser. parce que foofu boo fay liggéey dafa am ay normes. c'est-à-dire da ngay am visite contre visite c'est-à-dire du papier boo indi nii rek ñu accepté ko comme nga dem si médecin bi docteur muy non parce que tubaab bi ñoom ñoo fa ne dañu am seen docteur am seen labo boo ñëwee dañuy jël sa deret alcool sax dañ koy contrôler taux alcool bi bu amee fu mu àgg duñ nangu nga liggéey fa parce que dañuy bañ nga am danger la si ñoom. liggéey mii nag mandi de àndul. voilà léegi sabre indien mooy sabre yamba. dañ koy xool tabac bi dañ koy xool benn kii bi bu sa poumon. bu fekkee da ngay parce que lépp lu lay teqaleeg sa sago àndut ak liggéey mi. lii waral loolu non sans loolu sax li ko waral mooy. plus de ay 1000 personnes 2000 personnes ñooy dëkk foofu moom lañ naan camp. parce que foofu mënoo génn dañ lay tëj. di nga nekk si mine bi 6 mois wala 4 mois doo génn mine bi. da ngay liggéey rek. non camp la. parce que loolu mooy sécurité c'est-à-dire mooy sécurité c'est-à-dire bañ bëgguñu. nga génne. nga duggaat rax leen. non soit mën nga génn sax. génnaale produit. dem si village bi. maanaam ngay génn mën nga indi feebar wala ki ñu ne si biir. d'accord. parce que loolu lépp contrat bi da koy wax. waaw taxi yi moo leen may loolu. d'accord léegi yow lan moo ci sa problème. sama problème mooy dëkk boobu. waaw dafa war a nekk dëkk boo xamante ni. mën naa économie Sénégal mën naa ne koom-koom ci dëkk boobu la jógee. li fa am ci mine ëpp na. mais feeñul ci waa dëkk ba. non dëkk boobu benn tali moo fa mas nga fa dem. non non benn tali moo fa am mooy tade CEDEAO bi. mooy bi jëm Mali Burkina benn tali boobu ngay dem ba Kédougou Tamba moo fa am amul beneen tali bu fa am. ñoom ñu ngi may dégg wala soit nga def ay vérification sa correspondant yi nekk foofu amul benn tali amul benn infrastructure bu fa nekk benn hôpital bi fa nekk nee na FECHA bi fa newoon tijji dafa tëj. kon bu ñu feebaree fu ñuy fajoo. non hôpital régional amul matériel amul benn matériel boo xamante ni mën nga wax ne lii mën na sauver nit moo tax tout le temps dañuy dem Tamba ñaata bakken ñoo dee diggante Tamba ak Kédougou. dañuy jógee Kédougou dem. waaw d'accord yow c'est que yaa ngi ñuy expliquer problème mu Kédougou mais man waa ji yow fooy nekk pour xeex mbirum Kédougou man moo ma jaaxal. non xam nga saa yow Tëngéej nga nekk. non saa dafa ndànk man ñun mouvement bi ñu yor mouvement national la ñun fépp la ñuy. mais seen mouvement bi ñun dañu. non bi ma non loolu moom du ma la ko permettre quoi. waaw mais déglu ko. waaw vas-y. ñun yàgg na sori mi ngi fa ñu ngi koy nuyu bu baax sori. ñun am nañ fa correspondant boo xamante ni macha allah mi ngi liggéey bu am solo mais seen association bi ñun mosuñu dégg seen mouvement bi lu mu liggéey ca Kédougou mosuñu ko gis. non xam nga man damay. c'est-à-dire bëgguma sori bu fee envoyé. non c'est-à-dire loo xam ni seen mouvement bi non c'est-à-dire yow saa yow xam nga ne foofu Dakar Kédougou c'est 702 kilomètres. waaye sori mi ngi fa. non dañ waaw je sais xam naa. 702 kilomètres c'est 702 kilomètres. mbir moom affaire boobu bi mu amee. village yi. c'est la preuve exclusivité bi Walfadjri moo ko amoon. waaw mais du xewoon yëpp. waaw du loolu moo tax mais du man maa ngi fa woon. mais yow siiw leen. dama ne biñ leen xalal biñ condamné jeunes yi y' a plus de 22 jeunes lañ fa condamné ay jeunes. Tamba lañ leen yóbbu jugé leen. dañ leen jugé loolu lépp xam nañ ko loolu lépp sori wax nañ ko xam tëj leen comprendre la tëj leen 3 ans ki si gën a kii 4 ans lañ ko tëj 5 ans. waaw Abdoulaye Wade moo leen gracier. waaw dafa ni yéen a ngi bokk société civile.
seen mouvement fagaru dafa ni yan Fagaruwul dara. acte la ñu posé au moins pour assister ñooñu nga xamante ni ñoo fa nekk saa foofu la waxee non acte yi xam nga lan mooy ngeen def acte yi xam nga mooy la parce que ñun leer laa la wax. acte yi mooy amuñu moyen amuñu xaalis ne ñun li ñuy dimbalee nit non amuñu kon moyen yéen dénoncé rek ngeen non c'est ça mais ça dit Béti yow dénoncé ñii kañ nga dénoncé Béti tey jii la ñu Béti ko dénoncé. ñun suñu rôle xam nga mooy lan ñun suñu rôle mooy lan mouvement bi ay activité c'est-à-dire ñun suñu rôle mooy Waaw. dañuy alerte alerté dañuy ñëw fekk su population bi sonn na ñu ñëw amuñu yenn moyens yi pour ñi ñu dégg leen wala ñi ñu dimbali leen ci li ñu ne ngeen porté ñun ñu seen porte ko voix. ñun loolu mooy suñu mais rôle su ngeen ko porté du dem. buñ ko porté day am solution mais parce que ban solution ngeen ma sa indi. parce que biñ ko porté voilà xam nga solution nee na day am yéen solution ban bu solution lañ fekkee ma sa dégg indi. naa sa développement yàgg ngeen di ko dénoncé Béti comme que waa ji yow Ba lay ngeen waxal ko- léegi da nga koy waaj yow ban kay- solution yow non kay- waaj gisoo ko lu may daw. non ça ban solution ça ngeen ma man sa dama indi. daw kenn Boo question yaa boo ngi ma posé ma tontu la boobu ba léegi xam nga yéen a ngi ci naqarlu yéen a ngi koy wax ak yëpp mais est-ce que benn autorité wala une voix autorisée jóg na dox ci wax ci ne serait-ce que pour apporter benn une voix assistance? autorité amul bu mas a Macky Sall benn yoon président Macky Sall benn yoon la mas a dem Kédougou mooy bi muy def tournée conseil des ministres benn yoon boobu mais Mamba Guirassy fa la dëkk. Baba mais grâce yi mais loolu moo waral tey grâce yi élection député yi moom mu gagné département bi jël ñaari député yi def na fa école te pourtant état bi dafa investir c'est-à-dire ni mu investir dafa investir si ay nit maanaam jàppale leen financièrement pour politique pour gagner mais investirul ci dara loo xamante ni dëkk bi mën nañ ko utiliser moo xamante ni lu jëm lu leen jariñ la moo waral mu ñàkk foofu parce que grâce bi lu ko may loolu li ko may loolu mooy grâce Dakar la ne foofu la dëkk moo ne woon maire Kédougou après Cissé problème ak Cissé boo xoolee booyam la woon bon mu am ay problème mu ñàkk réeroo ci politique ñu jàppale ko que le nekk maire moom mu ñëwaat dellu mais li ko may loolu mooy képp ku jóge Kédougou nekk Dakar da lay héberger da lay jël en charge waaw école am la ñi fa nekk di fay genn wàll gi duñ fay voilà waaw loolu d'accord ñu non c'est que waa ji. non léegi loolu la ñu quoi wàcc ça si non léegi yow xam nga man wax nga li la Béti. naqari Béti. Kédougou ñu wàcc si waa ji man c'est que. non bàyyi vraiment non Kéréjël Kédougou non Kédougou lu ñu fay gas non tabax woo dara yow. Kéréjël loo fa wàq yow ba ñuy creuser non la. Béti waaw waaye Kéréjël yow waa xaaral lu ñuy creuser mais lu creuser mais mais posez xam nga ñun question. boo ñu waxoon nañu sa mouvement lii la liggéey ñu mën a wax mais yow liggéeyu grâce yi nga fi wax. non non ak problème Kédougou. non, andi non. alerte mais yéen waxu leen pour dara ñu lan assister lañ arrêté. population Béti bi. moom xam na li may wax. peut-être yow xam nga non moom xam moo na ma gën a xam mais bëggu ko non ça day saboté xam li waa ji wax yow man xaw ma ci dara. ah li ngay wax li may wax de man dara leeru ma ci man gisuma yow problème boo xam ne nee nga alerté ngeen lii ba loolu amul alerte posé booy ma laa boog question wax nañ posé ma ni question ma tontu la ci loolu wax ma ban solution lan ngeen c'est-à-dire fi mas a alerté non problème bi bi ñu defee alerte Abdoulaye Wade ci boppam président Abdoulaye Wade bi ñu tëjee booy jugé leen tëj leen ñun dañ def pression dem pression demander audience mu ne bu ñuy recevoir il faut mu recevoir magi Kédougou yëpp village bi chef de village yëpp la recevoir ak grâce yi moo leen indi bi ñu ñëwee mu ne léegi problème bi information yi mu amoon baaxul information yi ñu ko jox maanaam information yi ñu ko jox parce que foofu gouverne boobu région la ñu ngi doog am gouverneur information yi mu am baaxul ak information yi ñu ko indil bi ñu ñëwee dana ñii lan lañ doon ref lan moo tax ñu doon marche ba mais bakkan problème bi neexoon na régler xam nga lu tax li nga wax ni Guirassy noonu lay assister waa Kédougou ak ni nga xamante ne noonu la fonkee doomu waa Kédougou Guirassy il n'est pas n'importe qui dans ce pays si ngeen dem vers moom mu porté combat bi non grâce ba léegi mu ngi si combat am xam nga ñun suñu rôle duñ politique ñi amuñu non rôle bokkul juste pas non moom mu ngi koy porté moom fu mu nekk nii boo xoolee da nga naa politique parce que benn temps la après day teg loolu mais dama ne lépp mu ngi koy porté de lu bari mu ngi koy porté c'est que média ngeen nekk mais am na yoo xam ne peut-être doo leen ko yëg mais dama ne foofu dafa sori moo tax information yi bari moo na ko am mais bëti boo demoon foofu tey am nañ fa sori dem foofu boo saaganul yow da nga naan damay ñibbi si waat lu tax non parce que da ngay tur bi nu mu màggee ak dëkk bi nu mu naatee ak or bi fa ne alal ji fa ne mais feeñul si dëkk bi waaw c'est bon feeñul si nit ñi d'abord merci d'accord dinañ ñëwaat ci yow dinañ ñëwaat ci yow ñu jàll ci kii balaa ñuy wàcc si Rufisque comme moom Kédougou xam naa ne Kédougou moom Kédougou moom lu ko ñor la ñu dem ci Alioune Alioune ndaw nga sànq ñu ngi koy wax ci biir introduction yi bi ñu koy wax sànq saa di ko wax ngay doomu Géejawaay di doomu banlieue bi muy gis nañ ni tey jii ñi ŋànk way wi wala ñi ŋànk aar bi ñi ci bari bokk
ci banlieue bi lañ soqee ko yow ndaw nga nekk ci bunt bi kañ nga ci dugg est-ce que ñii nga gisee nit ñi di ci évoluer nii découragé wu la wala dara ba nga tànn ko bëgg ci percer bien que yoon bi bëri na xaaxam waaw wala da nga judd ci famille boo xamante ni dañuy évoluer ci musique waaw loolu boo ko waxee may sawar pour tontu si quoi ndax yaakaar naa ni boo judd fekk sa baay nekk si musique di dund si musique foo jaar di nga topp si ay tànkam ñun dañoo judd si famille boo xam ne dañuy dund musique yaakaar naa ni ku nekk xam na ko ñëpp xam nañ ko Sénégal mu Souleymane Gueye nekk un grand guitariste Jules waaw borom la tay di Zell toog suñu grand la non du moom du boobu du moom Jules Gueye la Jules Gueye la guitariste non Jules Gueye mbiib kat la kii di wax moom kii guitariste lay wax Jules Gueye mbiib kat ah waaw wax ngay wax yow d'accord. yow yaa ngi jaxase Jules yi yeggaleel sama papa saa Souleymane Gueye saa bàyyi ma tey yaakaar naa ne ko xamul dégg nga ko waaw mu uuf njaboot nag si aar bi ñun tamit ñun nekk ay doomam juddu rek yaakaar naa ne boo juddoo gis guitare gale gis clavier gis ay instruments plein d'instruments non foo jaar di nga dund loolu affaire bi dafa nekk suñu deret depuis ba ma nekkee xale même su ma toogee classe sax di jàng sa xel ci loolu sama xel day nekk si musique may toog en plein cours may way kon ba nga jàng ba wala des fois ba nii maa ngi jàng ok je suis en classe de terminale ah c'est bien des fois sax damay toog classe prof bi di def cours ma am loo xam ne day ñëw sama xel ngay way xam nga rek lu nekk sa xel li nga xam ne dafa nekk sa deret rek moom moo si nekk dara mënoo ko rëcc damay jóg génn naan sama portable vocal ko way ba doyal d'accord pour wane la affaire bi dafa nekk tam mais man fi may waxee mooy d'accord gis nañ fi ku mel ni Adiouza dafa juddu fekk papaam nekk ci Wally juddu fekk papaam nekk ci pas mal d'artistes ay ñoom Bambali ñoom kii ak ñooñu yow it nga juddu mu nekk ci mais milieu bi moo serré moo xat waaw maa ngi ñëw waaw xataayu milieu bi buñ ko doon wax yaakaar naa ni suñu lañ fekkaat ndax aar bi métti na métti boo xam ni buñ la ko expliqué wul ñun ñi koy dund mënoo ko gëm parce que parfois da ngay jouer programme ba pare doo am sax loo fayee say musiciens mu métti lool wala nga jouer ba pare li nga lekk sax après doo ko am loolu nu mu mënee nekk xanaa engagé woo ak prix bu baax non pour wane la affaire bi début bi nii ñun soxlawuñ ci xaalis maanaam début bi nii jiitaluñu xaalis sax ñun dañ aar bi fi ñu teg suñu bët moo sore yaakaar naa ni bu fekkee dara dafa nekk sa deret non fi gars yi egg war nga fa mën a egg parce que ñun ay xale lañ ay xale yu ndaw lañ te gëm nañ suñu bopp xaalis bi kon affaire de des la d'accord waaw man c'est que man benn affaire laa xalaat lu tax nga bëgg bàyyi leen tàcc bi doy na waa tàcc bi nag doy na quand même lan la fi waxagum lu jar tàcc yu foor yi man dama wax ne waaw lu tax nga bëgg a jël sa bopp daal di ne artiste Guédiawaye nga bëgg jël daal yamale sa bopp Guédiawaye parce que ba dafa gis ni war nga mën a am fan fu ne quoi mais dafa mel ni da ngeen a bëgg a nekk artiste local du question xamut lu muy jëm Guédiawaye tàcc na nga laaj kañ moom du question nekk artiste waaw chaque jour wala chaque fois su may def interview su fa nga dëkk Guédiawaye laa juddoo lépp fa laa ko defee fa nga jotaan na waa Guédiawaye ñoo njëkk a taxaw jàppale ma doole am programme lu mu ndaw pour expliquer leen ni maire yi dañuy sonn si xale yi Aminata Niang damay profité wu dafay bàyyi ay njabootam di dégg lu ne ndax Aline Gueye di ma jàppale pour wane la Guédiawaye dañoo booloo mais nekkul Guédiawaye mais man seen bëti ban Aline mi bëgg naa mu way parce que baatam bi yow aay nga yow sax man parce que sa voix bëgg nañ la déglu añi bisaara ba yow añi bisaara ba déglu ko attente Malick Mengue añi bisaara ba wuy saara ba saraba saraba Malick Mengue Ndiaye añi bisaara may leen voilà bu leen ma influencé bu leen ma influencé man de ma kii xoolal d'accord xoolal amul influence waane damay tàcc moom voilà waaye yow da ci ëpp kan moo la del xool rek non Aliou yow kan moo la wax da nga aay
man. dëgg la waaw. waaw xam nga seega way nga Saaraba yàgg na quoi mais man bu ma la doon teel dama doon foog sa wayu bopp dara nga may wayal lu tax nga ñëw ci Saaraba. en fait ci yooyu la ñu bëgg a jàll dama defe woon ni da nga doon ñëw am nga morceau yoo xamante ni bind nga ko teg ko tey jii ku la ni wayal li nga way li parce que maa ngi la dégg ci sa biir wax nga naan des fois da ngay tëggi programme ba ñëw reer sax doo ko am xaw ma loo wax noonu mais boo demee ci programme xanaa doo way ay wayu jàmbur doo def comme Sidi Diop quand même nooy def man xam nga nit ki yaakaar naa ni kon booy non avant muy génne cassette ay wayu jàmbur rek lay wayu ku ne tappale rek ah mais bëggoo ko di way nit ñi di ko dégg wala yaa ngi koy way ci programme koy way bu baax a baax may ñu ci benn al tax mënoo ñëw may ci yooyu quand même benn ñu dégg mënuma lu dul di leen way yéen ñi xulloo di xeex ndax daa mel ni gars yi ànd nañ ko sama su ma jesoo bayam ci leen sunu bët yi te see ngeen kontaan xel mi day dal di weerente saa su ne ci boppu koñ ñi si mbedd mi ba si xuloo xanaa di leen waayal yéen fan si yee xanaa di leen bëggal man saa su ne ndaxte yéenay xuloo yéenay xeex ngir bëggulu ma ne merci yow sa wéet nga ci tey waaw may ma tey moom sa xel mu ñaam wéet nga ci Aline may wax ak yow dafa mel nii buñ la déggee déglu leen ñii ngay àndal nii li ngay way ñu ngi la ciy jiitu sax mel ni ñoo la gën a xam texte bi kon ce qui veut dire que ni kon tàmm nañ ko ci yow mais ça fi mu nekk nii moom lu baax du ko wax lu bon rek moo tax mu noppi nii jàpp jàmm voilà léegi yow am nga morceau yu bëri def naa 3 single def nga 3 single waaw joxe ko benn bi la tourné clip def nga ko clip mais ñaari fans yi laa woy léegi d'accord fans yi nga way ak way naa fëlaale temps yi laa ko génne way nga fëlaale nañu fëlaale nañu fëlaale kon yaa ngi ci filaale yi booy maa ngi fëlaale ba mu neex ah waaw yéen a ngi ci ay filaale bu baax waaw léegi yow kan moo lay encadré filaale waaw filaale mooy lan dara fëlaale mooy nga sànneeku def lu la neex sànneeku def lu la neex waaw sa bàyyi bi voilà yéen booy lu tax booy yéen mbalax maa ni ngeen mën wayu garaaw rek ay filaale ay nga sànneeku def lu la neex loolu waru ko wax yow yaa ngi nekk artiste bu ndaw bul wax filaale loo ci wax dama ni waaw masuma gis jigéen bu ma nobe nii masuma gis jigéen bu ma bëggee nii daf may foon di maraay may falaaleeg moom la ilaha illa anta boy c'est ça silence émission bi du émission bu ñu def déconseil au moyen de nangam déglu ma dafa am ñu ko war a seedaat silence yow et puis yow yaayam mooy ménager ba fi lépp pareeguma yow yaa ngi kër daaneel nga ni ma koy foon mu may raay mu may foon di ma raay bu ñu masaan doxantu ji hôtel yi resto yi des fois sax ñu viré dem ba sali si la xam ni mbëggeel ndakete ni la neex sali ngay fëlee yow ku si nekk ki ngay bëggeel ku si nekk ki ngay nobanteel ki ne ci sama xol lay àndal fulaale jigéen ñi fulaale kaay leen ñu fulaale ku bëggante sa waay fulaale ku si nobante sa waay fulaale baax na ayca muy nag un gosse boo xamante ni wax dëgg yàlla nañ leen ko encouragé am na avenir saa looy wax ci filaale gi balaa may dem 12e gaynde saa nañ dem 12e gaynde filaale gi doo ko commenté non man commentaire ma ay filaale de nañ dem 12e gaynde nee na commentaire ul filaale mooy continuer ci chemin ñu koy encouragé bu baax a baax moom Aliou ku lay manager sa yaay wala sa papa man sama papa ñan ñoo ci nekk sama papa samay saf mooy samay xarit
ñi nga xamante ne ñoom laa juddandoo ñoom laa yarandool ñoom laa màggandool d'accord ñu ngi fii ku lim da ngay jum waaw di sant bu baax sama papa nag d'accord ba pareegunu waaw ñu dem sant bu baax 12e gaynde 12e gaynde rek xaar leen tuuti ayca voilà moom moo leen fi teewal Abdoul Aziz Gningue Abdoul Aziz man sax duma wax yi passé ak yooyu mais dem ngeen Russie ba ñëw balaa ngeen di dem Russie coow li bari na am 12e gaynde jàppal Ale Casa yéen luy seen problème te yéen ñëpp ay sénégalais ngeen bëgg équipe nationale yi bon merci Betty rapidement rek bala ñuy jàll ci leneen maa ngi gërëm ñu ma bokkal plateau bi muy Ndion Seck ak Aline Gueye di xale boo xam ne wax dëgg yàlla déglu nañu ñoo ngi koy ñaanal yàlla nañ ko xëccoo sur le plan national ak international di gërëmaat bu baax a baax tamit waa 12e gaynde béti ñun mosuñu am problème ak Ale Casa dégg naa xëccoo bi balaa ngeen di dem waaw Aziz moo tax a wax waaw xam nga li tax mosuñu am problème ak 12e Ale Casa waaw parce que ñun dañuy jàpp ne ni Ale Casa ci 12e gaynde la bokk mais rivalité baa ngi fi non parce que li tax mën na ci 12e gaynde la bokk man mi NGB laa bokk ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie mais yëpp Sénégal la bu national taxawee ñëppay mais kee toog ne ne muy ñoom Yacine Wakaam la bokk d'accord ñoom Kader HLM lañ bokk Nabou Sembène président de commission féminine bu 12e gaynde fële la bokk ak Saloum ba tey génnoo Sénégal ba tey génnoo Sénégal kon Ale Casa ci section 12e gaynde la bokk Aziz waaw kon Ale Casa mënuñu ko génn ci 12e gaynde non dëgg ci la bokk waaw dama waaw c'est que man Betty ministre bi moo ñu yab quoi Matar Ba oui lu tax parce que waruñu dem Sénégal di dem coupe du monde ñu naan Ale Casa 12e gaynde 12e gaynde rek moo war a am pourquoi Ale Casa ñuy wax lu ndey ñu naan Ale Casa tur yooyu loolu moo du yoon nañ waxante dëgg xam nga ñi nga fi lim ñëpp mënuñu dem am ñaari façon supporter ñii def vert jaune rouge ñee sol seen vert mel ni ay nigérien loolu du yoon nañ waxante dëgg quand même c'est que Betty am na yoo xam ni wax dëgg fa yàlla teguwul ci yoon tey teguwul ci yoon ëllëg dëgg la Sénégal loolu war nañ ko lijjanti waaw léegi moo tax ma ni la loolu dañ ko war a lijjanti quand dañ même ci dem ba nga xamante ni ministre bi mu leen di jox quota yi ku nekk ak quota xam nga loolu déjà loolu moo njëkkul nekk yoon waaw Ale Casa tant de participants Ale Casa warta génn Sénégal 12e gaynde tant de supporters man je pense que yaakaaru leen yéen sax nii ngeen toogoon wala ministre bi boo convoqué leen ngeen toog pour bu fekkee ay compétition dafa am ñu war a génn ci turu Sénégal ñu demee benn tour voilà yaakaaru leen ni loolu aussi nekk na ci parce que dégg nañ fi seen jàppante ministère des sports duggal kii mooy dugg kii du dugg yooyu yëpp ñu koy dégg est-ce que rafet na ci ñoo xamante ni nee nañ ñoo bokk li ñu bëgg moom wax dëgg fa yàlla rafetul sax ci deru Sénégal voilà rafetul ci deru Sénégal mais xam nga ñun état moo yor kàddu gu mujj gi loolu dëgg la ñun yoruñu kàddu gu mujj état de moo divisé waaw non man yooyu du ma ci dugg saa non moo divisé quand même mais man li may wax xam nga c'est que ba wax la Aziz c'est que ñun bon ñun ay Sénégal lañ quoi xam nga ñun bon 12e gaynde lañ bokk parce que ñun ñëpp ay Sénégalais ay supporters lañ moo tax mënu man nangu ñaari ñu diviser supporters yi te ñii mënuñoo taxaw ni ma ko wax sànq c'est que bon répétition lay nekk rek quoi mais ministre bi waruñoo dem Coupe d'Afrique ñu naan 12e gaynde ngi nii Ale Casa ngi nii loolu warta am non Coupe d'Afrique bu ñuy dem Coupe du monde waroon na Coupe d'Afrique lañ jëm waaw Coupe d'Afrique waruñoo dem di wutaat ñaari supporters li ñu dal mondial ba ñu dalaat ci waruñoo dal mais ça li ma la bëgg a expliquer daal waaw yàlla mi dogal ñuy demoon Coupe du monde ñun waaw dama ñëw ci premier match bi dama ñëw ci deuxième match bi waaw dama ñëw ci troisième match bi ci diggante Sénégal ak Colombie waaw Colombie ñoo ngi mobiliser plus de 43 000 supporters ñëpp couleur nationale ñëpp gis nañ ko sax 43 000 supporters ñun bi ñuy dem ñun presque sax 200 supporters lañu waaw bu ñu nekkee ci biir stade bi waaw mais yàlla dogal na tamit 12e gaynde def na fa prestation boo xam ne ni 43 000 supporters sax faale ñu leen loolu moo waral boo xoolee contre Pologne waaw ñu lañ nommé meilleur supporter 12e gaynde waaw contre Japon ñu lañ nommé meilleur supporter malgré contre Colombie dañ ko ñàkk mais ñun la ñu nommé waat meilleur supporter kon yéen jël ngeen coupe du monde ci 3 matchs yëpp oui tàccu leen félicitations ci 3 parce que yéen bu équipe bi defoon ni yéen génn na deuxième tour waaw gis nga ci 3 matchs yooyu yëpp ñun lañ nommé meilleur supporter
bañ nañ ko ba 12e gaynde moo nekkoon star coupe du monde. yéen di ngeen nekk star ndaxte li ngeen deful seen réew def ngeen ko ca biti match ba jeex na ngeen di nettoyer tribune yëpp. non non xam nga te gars yi nee nañu gis ñu ngeen def ko Sénégal. xam nga non kii Betty. man am na waaye yéen nag dem ba réew jàmbur di ko bale. loolu war nañ ci saa xaaral ma ñëw. na wax rek boo bu mu see am Sénégal rek leeral la. man am na presse la ci presse la ay yëngu. waaw c'est-à-dire. ñun li ñuy def lépp Sénégal. presse bi ñoo ko médiatiser wul. presse bi ñoo bu ngeen def ngeen leen woo. non ñoo fa la leen wala yéenay daje. ñoom fa la leen di fekk. d'accord ñoom fa la leen di fekk. waaye léegi ñëw leen ci nettoyage. fa la leen di fekk avant nettoyage bu coupe du monde bi. njëkk nañ ko def stade Demba Diop. Demba Diop. non yàgg na yow couleur yi nga gis stade Demba Diop yëpp peinture yi nga fa gis yëpp 12e gaynde ko def. ah bon. dugg ci biir stade bu pelouse bi basket beeg yëpp 12e gaynde moo ko def. Sénégal Côte d'Ivoire bi ñu Côte d'Ivoire di dóor. bi ñëpp génn stade bi 12e gaynde moo nettoyé foofu yëpp ba mu set wecc. loolu de mais mujj ñu ko médiatiser. siiwul de. c'est-à-dire coupe du monde c'est le sommet. waaw c'est le sommet beneen dimension la. dëgg la. moo tax ngeen bëggoon marqué seen empreinte. ah moo tax ngeen bëggoon marqué non non seen empreinte. avant sax nettoyé bi. dañu njëkk a marqué suñu empreinte. parce que mujj na parce que ñoom bu ñu ñëw dugg ci stade bi de. mais bi ñu duggee ci stade bi même polonais yi dañu bàyyi seen rythme dañuy fekk suñu rythme. loolu lañu njëkk a marqué suñu empreinte. ñu def mais ñoom ay Casa ñoom ban côté lañ doon nekk man gisuma ne stade de ñoom ñu ngi fa woon ci stade yi. non parce que dafa mel ni non seetaan naa match yi bëtti seetaan naa tal match yi doon ça man domaine yooyu ba léegi dama ci dugg. waaw parce que man domaine bi ma maîtriser laay dugg mooy domaine 12e mais man yow gis nga leen ay Casa man de gisuma leen ci télé yi. non man dama dugg ci domaine boobu saa ba léegi man dama dugg ci domaine u Ale Casa parce que man bokk ma ci structure Ale Casa man structure bi ma bokk mooy structure 12e gaynde. waaw waxal ci 12e gaynde. 12e gaynde la maîtriser. waaw 12e gaynde moo ma jëlee fii Sénégal. ñu yóbbu ñu ba Moscou. ba pare nag saa du question ñoo ngi remercier. mais avant ngeen di dem amu leen ci ay réew ak yooyu. non ñun mosuñu am jafe-jafe parce que 12e gaynde structure bu organisé wu la. ok structure bu organisé wu la ndax lépp laata ñuy def dara dañ koy réunion dañ koy waxtaane déggoo ko. d'accord. dinañu ñii dem dinañ xam ñii ñooy dem. léegi yéen ba ngeen demee ba Russie seen nekki nag yooyu yëpp amu leen ci benn problème. non wax dëgg fa yàlla ñun amuñu problème parce que fii lañ déparé Blaise Diagne aéroport Blaise Diagne bi ñu demee Moscou bi ñu ñëwee tamit fekk nañ fa car yoo xam ñoo ñuy xaar pour yóbbu ñu fi nga xam ne fa la ñuy dal. mais dégg nañ par ay 4 personnes ñoo doon bokk nekk xaw ma 5. non xam nga. nekkin mi neexutoon na. non ça loolu yëpp amul solo. da nga ko loola nga amul solo. ça xam nga lan moo tax amul solo. waaw parce que sur 15 millions sénégalais. waaw ñu jël ci 200 personnes yow nga bokk ci. loolu rek jar naa sant yàlla mais 7 milliards la état yóbbu. non xaaral tuuti rek. non waroon ngeen a mën a am ku nekk 2 personnes chambre nañ wax ci dëgg. waaw non tamit am na yoo xam ne. kaay ma wax la gis nga yéen xam nga ñu ngi nuyu Babacar Betty. waaw Babacar bokk ci yéen. waaw parce que Babacar vraiment bi may envoyé image yi. waaw man dama xam ni sonn ngeen coono goo xam ni amul leen temps wu récupérer sax. mais moment bi ngeen di récupérer waroon nañ leen a mën a wutal tamit ñoo xam 2 personnes ñu bokk nekk. non ça xam nga ñun li tax ñu mais pas ay 4 personnes. ça ñun li tax mënuñu woon yëg coono boobu. waaw ndax bëgg suñu réew ak fonk suñu réew. mais sonn ngeen wax dëgg fa yàlla. li tax mënuñu woon yëg coono boobu. dañu jàpp ni ñun ay ambassadeur u Sénégal lañu. wane suñu image wane suñu culture. ça daan nañu jógee Moscou. ba Ekaterinbourg 25 heures de route. Ekaterinbourg 25 heures. de route. 25 heures de route. lañ doon daw. lu ngeen doon jël. train. xanaa train yu màggat la. waaw train non mu màggat mu bees train lañ doon jël mais 25 heures de route lañ doon daw 25 heures de route. bu ñu paree marché bi duggaat ci train bi 25 heures de route tamit ñu dawaat ko. non ñu sonn ngeen de. waaw te Moscou naaj day teel a génn yow. fi mu doon amee Moscou 4 heures yi ma ne naaj bi génn na. non dafa sori. dafa sori parce que xam nga Moscou. rek Moscou kese moo ëpp Sénégal. parce que Moscou kese. waaw Moscou kese waaw. moo ëpp Sénégal parce que Moscou boo xool am na 20 millions d'habitants. parce que Sénégal 15 millions d'habitants la. Moscou dafa rëy. mais 25 heures de route yooyu ñu bu ñu ñëwee 2 jours la ñu noppalu. Sénégal war a fubalaat. contre. d'accord yéen c'est vrai que ni da ngeen demoon pour jàppale da ngeen demoon ban la ci. non dama ne match ngeen fubal ñibbi. non contre Japon bi. deuxième match bi. moom la ñuy fubal jee Ekaterinbourg. troisième match bi ci lañ dem Samara. Samara 16 heures de route la. 16 heures de route. 16 heures de route.
moo tax amuñu sax temps de récupération ministre sax moo ngi koy wax ci biir discours am ne képp ku fi indi woon leex sa lex yëpp dem na ndax bëgg bi ñu bëgg équipe bi ak fonk bi ñu fonk équipe bi waaw ndax amul mais yéen équipe bi ni mu def ni mu mel noonu premier match ñu joxe deuxième match ñu régresse troisième match ñu daanu waaw loolu lan ngeen ci mën a jàng waaw xam nga c'est que li ñuy yàgg ngeen topp Lions yi ay supporters donc mën ngeen ci wax béyti xam nga ñun lan mooy sunu cat Sénégal wax luy wax wax mooy lan parce que man ngeen xam balaa ma doon gën ay supporters même tu dis ça bi avant Sénégal di football déggoo kenn ku cëw ci équipe bi premier match bi boo waxee ñun la équipe bi baaxul waaw bi Sénégal dooree premier match mara bu yéeg ku ne dugg ci waaw mais booy boobu ku ne dugg ci booy boobu laa bala ma doon xam ne patriote ngeen waaw booy boobu nekkoon ci tribune yi mooy booy wakaam bi booy boobu na xaw ma lëg daawul mënul ngeen ko mbokk foofu dóor ko ay joon yoo xam ne non man fa laa doon xam ne patriote ngeen non ça ñun du ku booy bi nekk ci ça dégg ma ça ñun duñu ay nit kuy mboqe waaw d'accord ñun duñu mbokk kenn parce que moom sénégalais la ñun sénégalais lañu ni Sénégal fi mu jógee contre Pologne ak fi mu ba troisième match bi ni mu chuté noonu waaw nga ne Sénégal wax la ñuy def non wax benn Camerounais wax jooju est-ce que mënul def non ma jox la benn exemple benn Camerounais boo xam ne ñoo nekkoon foofu ci Moscou ne catu Sénégal moom mooy wax na dëgg catu Sénégal loolu mooy problème te Sénégal jëlul coupe d'Afrique jëlul dara mais wax rek mooy seen problème billaay wax na dëgg nee na bañ ñoon ko même bañ ñoon Cameroun même sëriñ yi bu ñu mënee doo gis sax ñuy fës ci télé wala ñuy fës ci rajo bi di wax mais sëriñ yaa ngi woon ci internet bi yëg nga ni kii nee na ñoon da moo tax ñu gagné Pologne ak nen yi ba kenn mënatu la mayonnaise mais sow bu fédération nee na yóbbu fédération yóbbul benn sëriñ parce que jiin nañ leen fi ay 63 sëriñ xaw ma 60 yoo xam ne dañ leen a yóbbu man moom en personne gisuma 63 sëriñ ñaata sëriñ nga gis 50 non man sax gis man gisuma sëriñ ñun xam nga ça ñun duñu gis ay sëriñ duñu gis ku ñu indi duñu gis ku ñun gis li ñuy gis mooy mission bi ñu fay yóbbee mooy supporter taxu raayu Sénégal ba tey boo duggee ci site FIFA yaa ngi ci gis 12e gaynde sur le plan national et international fépp a ngi waxtaane 12e gaynde ndax prestation bu 10e gaynde def waaw léegi ñun loolu rek moo ñu ñoroon waaw mais c'est que xam nga mënu leen a ñëw ba fii tamit duñu leen laaj Ale Casa ñoom seen prestation nu mu fa demee may ñu ale waaw may leen ñu waaw xam nga bon comme que 12e gaynde ñu ngi ci site FIFA Ale Casa mi ngi fa site FIFA Ale Casa non bàyyi ma ak Ale Casa non dama lay yow boo invité waa Ale Casa nga laaj leen ci ban site lañu nekk mais man ci site 10e gaynde laa xam man xaw ma nag Ale Casa ci ban site la bokk wax dëgg yàlla waaw non da nga ne site FIFA mais dégg naa yéen aussi ministère des sports jox nañ leen xaalis bu takk yor ngeen de Babacar bi mu ñëwee ba nëgëli maa ngi koy gis day porté rek yor ngeen dégg naa ni bu dee seen jabar yi yëguñu ko woon bu yeboo ñu xam ko alal ji bari na macha allah dégg naa jox ku ne am na 5 millions jox nañ leen xaalis bu bari kan ñan lañ jox yéen waa fédéral waa ministère non waa ministère li ñu def ak ñun mooy jox ñu avion bu ñu demee ak alal ci turu son excellence le numéro 1 des Sénégal muy son excellence le président Macky Sall waaw wax dëgg fa yàlla ñun amuñu payam yàlla mi la am fay yàlla na ko fay amu leen fayam ci lan ndax leen di ay sénégalais yu war a dem ki dañ leen war a jox kii gën amuñu payam xaaral ma ñëw loolu du may di xaaral ma ñëw même burul may teranga la te teranga la ndaxte non mais da ngeen a dem dox ji mission ça même tuuti rek teranga nga naan ay ça même tuuti parce que ñun bi ñuy jël bi ñuy wax ne dañuy dem Moscou dañuy waxoon dañuy jox vol boo xam ni day def ay escale waaw mais dañuy jox finalement vol spécial dañuy jox vol spécial d'accord boo xam ni jàdduñu fenn directement Moscou mais yéen ak seen problème ak yooyu mais dégg naa Ale Casa yéen a ngi wax ni yéen a partagé hôtel yi restaurant yéen a ko partagé yëpp donc seen différent bi am Sénégal apparemment feeñul Moscou non xam nga li tax Ale Casa mënuñu am problème parce que dama ne la ba léegi Ale Casa dañ jàpp ni ci biir 12e gaynde la bokk mënuñu am problème mënuñu am problème ci section 12e wala bokk non bokk mais yéen a ngi naan am leen problème te dégg naa lu tax solo ñu kii 4 xaw ma 2 supporters yoo xam non loolu moom état bi ko koy wax man loolu boo ma ko waxee saa rek muy indi problème non nee ngeen dem ngeen ci jàmm ñu bisiwaat ngeen ci jàmm mais am na ñu daw ñu daw ci côté ba yu daw waaw ñun jàpp am na ñun jàpp non ñan la non ñaar ñi nga xam ni am na ci daal ku ma dégg ci rajo yi
bu woon marchandise am da koy jaay am na droit toog fa ba après final. kooku supporteru Mbour la bokkul ci quota 12e. d'accord yéen am nañu daw 2 non boobu ñaar la. ñaar la anañu. te kenn ki dina ñëw tey dina ñëw tey. kenn ki dina ñëw tey. dañ ko jàpp pour indi ko wala moom mooy ñëwal boppam. non jàppuñu ko parce que kooku li tax. visa mayoon na ko mu toog. non li tax ñëwul woon passeport am moo réeroon. d'accord. te sa passeport bu réeree fa nga dem ci ambassade bi ñu wutal la benn conduite pour nga mën a ñëw. waaw mais ana ñu jàppoon nag ñu presse bi wax. keneen ki dina ñëw parce que moom chef de service la te port autonome de Dakar. d'accord. yor ay njabootam. waaw yéen a ngi jokkoo ak ñoom. ñoo ngi jokkoo. d'accord kon mais presse bi ñu wax nag ne am na ñu jaw ñu doon dugg xaw ma ban dëkk ñu jàpp leen. non ñooñu bokkuñu ci 12e gaynde. Allez Casal. non bokkuñu man non. non ñooñu bokkuñu ci 12e gaynde. bokkuñu ci yéen. non bokkuñu ci 12e gaynde. ñaar daal moo bokk ci yéen ñoo fa des. ñaar ñoo ci bokk te dinañ ñëw. te tey kooku sax dañuy waxoon ni bu ñëwee nañ dugal si directement ci émission bi. waaw keneen ki dina ñëw. keneen ki dina ñëw. parce que moom it li mu am fii Sénégal mënu ko am fële Moscou. mais 12e gaynde lan moo ci nekk nii ba gars yëpp daw bokk 12e gaynde affaire xanaa dafa am ñaama. déedéet du question déedéet. non xam nga béti. parce que xam nga da ngeen di sonn waa déglu rek. béti xam nga match bu amee. béti da ngeen di sonn. di ngeen ñàkk. di ngeen xiif. jigéen ñi taluñu seen bopp. góor ñi mooy loolu. mais ba tey yéen a ngi ngoy rek patriotisme moom. bopp la wala. béti 12e gaynde du ay chômeurs ñoo ci nekk. non je sais. Babacar kañ a ngi nii la preuve. non xaaral Babacar mi xam nga Walf la nekk. waaw fii la nekk. 12e gaynde am na ay docteur. keneen ak keneen. 12e gaynde am na ay directeur école. chef d'entreprise. 12e gaynde am na ay chef d'entreprise notre président du 12e gaynde président directeur société la. ñu ngi koy nuyu. kon tu sais que. man 12e gaynde damay bokk te damay ñëw revendiquer président. kon tu sais que. Saalaay daf fay yàgg moom it. kon tu xaaral ñëw. man damay ñëw de damay bokk. non 12e gaynde ñëpp a ko bokk. waaw man damay ñëw rek. mais pour ma jox la exemple. ñun affaire Saalaay laa soxla place. pour ma xamal na sa affaire patriotisme la ñuy demee. mais da nga xool même léeg-léeg boo ñëwee stade di supporter. waaw ñun ay magum jëmm lañu. waaw suñu paree kenn ku ne presque 1000 francs lañ lay jox paas 1000 francs lu mu la mën a yoral sa njaboot. dara lu mu la mën a yoral sa kër. yow li ngay dépenser par jour sax 12e gaynde du la ko jox mais bëgg Sénégal fonk Sénégal Sénégal am lu ne def Sénégal dafa ñu ko moo tax ñu tëb nga xaalis bi ñu leen jox de. li leen ministre bi jox bi ngeen ñëwee ñun yëg nañ ko 5 millions. non ministre joxuñu. non ku nekk 5 millions. lu ñu jox nee naa leen ministre bi lim ñuy defal moo ëpp xaalis. lim ñu defal moo ëpp xaalis. bétti de ko bind nee na mi ngi nii ci feuille bi. ministre moo ko bindoon wax ko. non ça c'est que ñun dañu am ay njaboot lii boo ko waxee sax suñu njaboot ñoo joxuñu dara. waaw mais daal kon li ñu mën a jàpp ci mbir mi mooy dem ngeen Russie ci jàmm ñëw ngeen ci jàmm amu leen benn problème. du ak waa Ale Casa du ci seen voyage du seen séjour foofu. kon ñu jàpp ni non mais Abdou Aziz problème nag am na il faut nag nga tudd ci kenn problème nag am na ay jafe-jafe nag quoi ñun xam nañu affaire bi jafe-jafe am na ci mais il faut nga tudd xam nga seegam affaire yi il faut que ngeen wax ko yéen it ngir mu daa dee man li ma la wax rek moom laa mais dama lay dégg caam tamit boo ko waxee day rafetal mais waaw non dama ne la du ay rafetal non li tax ma ne la amuñu problème mooy Ale Casa dafa bokk ci section 12e gaynde xam nga tey ci ñi koo xam ni yéen a bokkandoo anandoo non ça xaar ma ñëw rek ñoo xam ni yéen a bokk di ndékkandoo yéen a bokk di añandoo yéen a bokk di reendoo yéen a bokk di fanaanandoo yéen a bokk di demandoo estat yéen a bokk di defandoo achat parce que mënuñu am problème ak ñoom dañu bokk ci ñun. non xam nga fa la mais yéen li ngeen bëggoon ñoom ñu def ko defuñu ko. parce que dañu woon yéen ngeen róole yéen ñëpp mais moom il fallait que ñu def ci Ale Casa. def vert jaune rouge yooyu. waaw loolu moom aussi da ngeen war a dem toog ak ministre bi. wala njiit yi ñu régler problème boobu. parce que bu ngeen dee dem au nom du Sénégal. ñëpp ndróole li ñuy sol ndróole li ñuy def. lu tax loolu tamit waaw loolu xam nga ba léegi tamit du suñu domaine état la c'est l'état c'est pas nous. moo koy régler. yooyu état moo koy réglé. seen domaine la de. non du suñu non waaye déglu ma tey bu doon waa GFC tey ñoom ñoo ne allez GFC bëgg koo def duñu dem fenn. nañ leen waxante lu ne. bu doon waa ñaari tali ñoo ko bëgg a def duñu dem fenn. lu tax léegi ñu bëgg ko nangul Casa. mais état bi nga xam ne moo génne ay moyens. di yóbbu. d'accord mooy wax ni nii lii laa bëgg. état bi kon ñoo wax ne kon état du Sénégal ñoom ñoo tas supporters yi ñoo ko divisé. l'état du Sénégal moo divisé ça man dama wax état bi tas supporter ñoom la kañ waaye état daal yaa ne état moo ko war a def te defu ko ñoom ñoo ko war a def mais ñun waruñu ko def ñun ay supporter la ñu voilà mi ngi noonu kon leer na dañuy daal di ànd ak léegi nag ñun béti ñun mbir yi sonn parce que fu mu toll nii waaw ji nga xamante ni bi problème yi xam nga yéen ñëpp ku nekk dafa indi ay sujet waaw sujet yi nag sénégalais yi
la leen ci intéressé am na ñu ñu posé question waaye am na ñu ñu posé wut question ku ñu posé wut question rek nga xam ni daal gars yi sénégalais yi ñoom ñoo kii wut léegi ñu daal di xool aja question yi ak Cheikh Diop. Cheikh ñu dem ci question yi. Cheikh Mbacke lay di laaj waa ale Casa yooyu nga xam ne ñoom la dalal supporters yooyu demoon Russie damay dégg ci journal bi ñu ne dañ doon def ay ñaxtu yoo xam ne ci biir avion bi ay coow ak i xuloo doon wax naan dawuk avion bi sax dafa andi woon ay gàllankoor ndax léegi la ñu toll foo xam ne dañu war a toll sécurité waaye seen yëngu dafa bari woon may laaj ndax coow loolu amoon na wala journal yee ko inventé ndax dëgg la ak taxawaay bi ñu leen waroon a taxaw foofu ci Russie ndax dafa matut wax dëgg naa ñu koy wax ñu ne taxawaay ba des na may laaj ba xam ndax taxawaay boobu des na wala journal yi ñooy wax noonu. jërëjëf Abdoul Aziz da ngeen doon coowaloo ci biir avion bi ba avion bi di jàng sax dégg na. non man day wax dëgg yàlla. non waxu dëgg yàlla man jóguma coow mais ñaari benn coow moo fa am. mooy waa benn waa ministère des sports. ak benn militant APR. d'accord ci biir avion waaw ñoo doon coow problème place la woon quoi. mais du woon ale Casa mais ale Casa deuxième gaynde amuñu coow amu fa coow amu fa kon avion bi kii doon rëngatu. non coow avion bi bu dee rëng daal mooy animation bi ñu doon def ci biir avion bi. waaw d'accord kon daa amul problème. waaw te Peko sax moo doon animé. ñu xoolaat Cheikh Diop ana kan moo am ay question ak ku amul ay question. lu mu mën di doon yaay ñoo doon toog di naan ataaya. Aliou Gueye lay laaj ndax des fois damay dégg artistes yi naan aar dafa métti te yow nga nekk ndaw est-ce nga pare nga pour dékku méttitu aar bi wala déet teg si ndax génnee nga album wala benn single. Aline Gueye dégg nga li la ci laaj ñu sant ko gërëm ko. nee na metti na tar na ndax pare nga pour soobu ci. waaw dama koy santaat bu baax ndax am di ko nga gërëm single. ndax dafa laajte lu am importance ar moom yaakaar naa ni si metti la dëkk metti na metti boo xam ne bu ñu ko doon wax tey ji suba heure bi fi la ñuy fekkaat surtout ñun ndaw ñi ñi nga xamante ne amaguñu moyen ñu ñuy jàppale ba réew nee na ndax single. am nga single wala. waaw def naa 3 single ñetti single laa def ok benn bi laa def clip waaw ñaari incha allah rabi su ma paree incha allah rabi d'accord ok defe naa ne leer na. kon ñaar ñoo ci des muy Touba ki jóge Touba ak ki jóge Kédougou ñu daal de xool nag ndax Rufisque la jóge kon ñu xool kan moo ci am ay question ak Cheikh Diop ñu daal di ba ndax mu dem Cheikh. man la Souhaïbou Diop Dóor waar liste bii ñu tëral Touba nga xam ne policiers yi ñoo ko fi tëral bu leen neexee jàpp ñu nañu dañ leen a jàpp ci liste bi pour jàpp ci liste bi faaw nga fay 6 000 te oto yi andi kayit la ñu jàpp di leen ko fayloo oto yu andi kayit ñu jàpp leen ne leen da ngeen a bokk ci liste bi te liste daal moom lañ xamul mooy lan liste daal moom lañ xamul fan la jóge beneen bi nga xam ne moo ci topp mooy oto yi ñu naan tata di daw ci biiru dëkk bi tata yooyu ndax ñoom itam dañu fay droit yoo xam ne ñun fayuñu ko wala moo ne ñun day saa bu weer bi dee ñu fay 4500 daggi droit ku ko fayut ñu arrêté la jàpp la fu ñu taxaw ci peggu télé bi ñu fekk ñu fa jàpp ñu même fii suñ garage bi nii sax fi ñu parqué ne bu ñu fa fekkee jàpp ñu te moo ne dérangé wuñ kenn tata yi nag fu leen neex taxaw ci digg télé bi te buñ taxawee yow boo dikkee taxaw seen ginnaaw buñ dikkee ñu jàpp la yow bàyyi leen ñoo lu tax loolu ndax ñoom seen li ñuy fay daa gën li ñuy fay wala ñu daal loolu lañ bëggoon kuñ ci leeral. waaw Pape permis à point yi laa lay laaj yow noo ko jàngate ndax lu baax la wala lu yàq la beneen bi ma lay laaj mooy lan ngay xaar ci nguur gi maanaam nguur gi lan la leen war a defal maanaam ngir ngeen xam ne bu ngeen ko defee accident yi dana wàññeeku. beneen bi mooy fii ma taxaw ku ne xam na ne mooy rond point bi nekk ci wetu barabu Serigne Saliou bu Mbacke dafa am ñeenti tëli yu daje fii bi jógee gaar bu ndaw ak bu jógee marché Ocass ci otoy Gédé yi ak bu jógee buntu Daaray Kaamil ak bi nga xam si ne dafa jógee buntu kër Sëñ Fall
foofu am na fuñ daje oto yi buñ daje foofu ban oto moom priorité pour njëkk a jàll. waaw man Pape Seck la amoon lu ma ko doon laaj ci devant yi corniche yi Touba yi devant yi ñu fi def man dafa am lu ma jaaxal man dama gis naa norme yi daal dañ ko recevoir fi jaar ak sareet dañ ko respecté wul ngeen mesure lañ ci war a mën a jël ba gaa yi respecté ko waaw ak ba pare en même temps diggante rond-point Kër Baye Laat ba Kër Sëñ Modou ak si arrêt Saxaw gi dama gis dafa romb rond-point wala awul romb rond-point man foofu dama gis ay causes yu garaaw ay choc yu garaaw mi fi am te maanaam loolu dama gis kenn ko dénoncé. bëgg laaj Pape Seck moomu ngeen dalal mu ne day wax ci code de la route ma am benn signalisation rek boo xam ne am naa ci lënt bëgg ko koo laaj muy bi ñuy wax virage soo ñëwee ci virage ñaata yëf la virage bañ ku ko fa def ak ñaata yëf la virage bëgg ku ko fa def ak it ndax virage des na wala deesu ca doublé. mu mel ni Pape Seck moom la kon dafa mel ni waa ji jógee Kédougou monsieur Kédougou gars yi laajuñu sa sujet bi donc mais Pape Seck moom gars yi laaj nañ la laaj waaw sa sujet bi boobu defe naa noté nga say question Aïcha ñu tàmbali li tontu. waaw jërëjëf nuyu mbokki laaj yëpp kenn ki sax mel ni ñëw na muy Abdoulaye Loum président APET ak nekk trésorier conseil communal de la jeunesse de Touba. bu njëkk bi waaw bu njëkk bi dafa laaj problème mu liste xam nga mbiru liste li ko indi mooy Touba bi nga xamee ne tata yi indil nañ leen foofu muy projet boo xam ne formel la dañ ko formaliser ci wàllu nag kayit yi oto yeeg yooyu waaye formalisation moom des na waaye loolu taxu ñoo jóg dama ñëw rek ci question ñu nekk 200 tata mais 150 yi moo ñëw bi ñu ñëwee ne comme que dafa nekk projet moom dañ ko formaliser ay nit dugal ci seen xaalis mu ñëw itam di def transport boo xam ne bokkut ak bi ñu fa xamoon di dem ay ligne di def tracé yu gudd léegi nag comme que projet état la état daf ci am xaalisam ay nit dugal seen xaalis ngir état sàmm ko moo tax mu ne oto yi nga xam ne ñoom bokkuñ ci loolu duñ ay oto yoo xam ne nii seen transport formalisé nañ ko dañ leen a sonal bi loolu amee dañoo tasoon garage urbain yi am na ku ñuy wax Ibrahima Ndiaye moo fi teewal urbain yi man ak moom ñoo àndoon di xeex ànd ak Cheikh Bassoum Sène Xaate ba garage yi taxawaat d'accord ñu ñoo tax léegi bi loolu amee nag ci lañ ne il faut que ginnaaw ñun xeex nañ ñun ak Ibrahima Ndiaye gaa ñu àndaloon ba oto yi il faut que ñu dawaat kon nag dañuy def 50-50 maanaam 150 tata 150 auto urbain lii moo indi problème lii nga xam ne 150 auto yooyu bala ñu koy yokk il faut 50 tata yi des ñëw ñu yokkaat 50 auto pour daal maanaam transparence am kon mbiru transparence moo tax affaire ligne yooyu d'accord ci beneen ci wàllu fay bi tata yi dañuy fay 6 000 ñoom dañuy fay 4 500 d'accord ci wàllu jàpp nag bu fekkee dañuy am fu ñuy taxaw ñoom ñu leen di jàpp duñu fa jàpp tata yi loolu moom lu waa waxu ko kon xëy na takk der ba fa bàyyi tata bi bañ koo jàpp moom moo deful liggéeyam bu fekkee am na takk der ba deful liggéeyam fépp fu tata di taxaw muy arrêt stationnement interdit dañ koo war a jàpp comme ni ñuy jàpp beneen oto bi bu fekkee ne takk der bi fekk na fa tata bi jàpp ko fekk fa beneen oto jàpp ko loolu moom taxawaay takk der moom moo des d'accord waaw bu ko defee ci wàllu mu mel ne Abdoulaye Loum laaj na ci affaire permis à point wan dëgg permis à point ñun Abdoul Ahad bañuñu ko waaye nanguwuñ ko ndax oto li jiitu oto permis de conduire njëkkul rek tëbul tëb rek dawal oto ci 1893 boobu certificat de capacité la mag ngi doon dawale mais bi tubaab bi demee gis ne am na oto yu ñuy liggéey yoo xam ne permis de conduire moo ko war a dawal dañoo créé auto école ci 1917 di jàngale ba 1922 ñu doog a délivrer permis de conduire 22 ba 88 France defar ay taleem ba mu baax signalisation yi baax chauffeur yi bala nga am permis de conduire da nga koy jàng bu wér ka amul permis en rangement oto yi baax nañ tali yi baax nañ ba pare condition de travail yi chauffeur yi baax France doog a indi permis à point ndax li doon war a accident yi ca France mandité la ak réewande d'accord fii nag condition de travail ak tali yi moom gis ngeen ko d'accord kon permis à point moom d'accord ci mënugul ñëw sax Sénégal ñu jàll ci beneen bu ko defee ci wàllu yaakaar naa ne am na ku laajat Abdoulaye Loum ba tey accident yi moom li ñuy xaar pour mu mën a wàññeeku bokk na ci état jàppale association yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu sécurité béti 2009 ba ndëgë ni fu ne dem naa fa yaa ngi koy wax tali bu am rëq-rëq Sénégal xam naa ko def naa ay formation yu bëri mais état musuma jox dërëm xanaa benn 25 000 francs la ma waa direction des transports routiers jox ca atum fekk Ndiaye Wade benn 25 000 francs d'accord léegi yaakaar naa il faut que pour accident yi wàññeeku d'abord dinañu jàppale condition de travail chauffeur yi faaw ñu xoolaat d'accord chauffeur nga jël ko yow béti di ko liggéeyloo 24 heures sur 24 dafa yow ko dara lu baax camion yi dañuy dem fii ba Kédougou
wax na ko sama mbokk na 702 am na ñoo 703 mais camionneur bi bu sonnee fan lay gaare dëkk yu bari da nga fay tollu gëmmentu bëgg a gaare mais mënoo faa gaare. d'accord ñu jàll ci beneen am na intersection bu mu wax mu ne bu ñu fa eggee priorité. waaw boobu bu doy waar la boo xam ne am priorité bokk na ci ñàkk ko xam-xamu defarkatu tali yi ci Touba. foofu nañ ko liggéey du woon yoon rond point lañ ko war a def. te priorité bi moo ko waxee yéen di ngeen xam li may wax. foofu ñeenti tali ñoo fa daje. benn bi ci armée yi la jógee. benn bi jógee ci wetu ko Sëñ Fallu benn jógee gaar bu ndaw. bi jógee gaar bu ndaw mooy route nationale numéro 3 foofu la traversé. am ab hôpital muy Ndaamaatu. lu tax ñu koy def route secondaire. tali bi jógee ci armée yi nga xam ne benn oto ñoo fay jóge ñu def ko route prioritaire loolu erreur la kon moo expliqué ko maanaam foofu bu fekkee ñeenti oto daje nañ fi bit ki jógee ci armée yi nee nañ mooy njëkk a dem fu mu mën di jëm bu jàllee ki jógee gaar bu ndaw moom mooy jàll bu paree ki jógee marché Ocass moo ci topp ki jógee ko Sëñ Fallu moom moo gën a néew priorité moom mooy mujj jàll. d'accord caractère priorité am na yeneen 2 voies yu mu wax booboo mujjee. ci 2 voies ndindi ma ne mbokk moo ko laaj 2 voies yi. boo na dëgg depuis ñu commencé liggéey bi ma di ko naqarlu 2 voies yi dafa war a am ay rond point parce que dafa nekk nag prolongement autoroute Ila Touba. d'accord te ñoom xalaatuñu woon jaarale ko biir Touba étude bi dafa doon tegg Touba. ñu gis ne jaar bi biir Touba moom gën mais ginnaaw duñ ko jaarale Touba. ma jàpp ne bala ñoo xalaat jolof yeeg fuuta yi fay traversé pour dem ñu xalaat ñu waa Touba ñu defe naa ni leer na des na kii waa ji kii waaje posé nee na rond point mooy sa waay ji kii mooy waayu Louga ji kii te mu nekk ita Malick Sall Italie moom la laajee ñëwoo ci question mooy ku mujj kii ci Italie la laaj waaw am na ku laaj daal xaw ma virage moom la nee na ndax dinañ juble ci virage waaw li mu nangu li ci njëkk mooy da ngay respecté li ñuy wax cas de réduction de vitesse te mu nekk fanweeri cas ak ñeent boo jubee virage wàññil li ngay daw kon virage da ngay wàññi li ngay daw d'accord deuxième bi mooy boo duggee ci virage gën a la serré à droite loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koy digle ci virage liñ ciy bañit mooy nga yokk li ngay daw wala nga ñàkk koo wàññi ak nga ciy doublé loolu moom virage duñ ko ciy tere waxee léeg rek wane nga ni kenn du ci doublé d'abord voilà kon nag leer na dañuy demaat régie sa daal di dem jëli ji suñu rubrique loo ci xam ànd ak Cheikh Diop voilà ñoo doon toog di naan ataaya pour yàlla wërsëgal la tuuti xamatooñu réewum émergence ci capital gu munta am ndox soxna yi dëkkee saay su ne yenu seen pan ak siwo di dox ngir wut ndox kuñ ko denk di goro ci njiitu réew mi Macky Sall bu munul teemoo ba ndax wolof ne ku munul bawoo lu yàqu yewa ma leen di laaj yéen ganuk ataaya lu ngeen ci xam ñoo doon toog di naan ataaya mi nga maa ngi rafetlu mais man question moom parce que maa ngi leen di satisfaire te amuñu jafe-jafe parce que laajuma dara buñ ma laajoon dara c'est parce que seen li ma leen di doxal satisfaire ma leen kon maa ngi sant yàlla donc li may wax ci ndox mi loolu moom vraiment débat la actualité la Sénégal réew moo xamante ni ñu ne émergence nit ñi amuñu ndox mu ñu naan mais man li ci gën a grave mooy dafa am sama benn bi mu ñubbeeg léegi 15 jours la parce que dañ nekkoon yokkal kàddu gi dañ nekkoon tubaab jalaaw mais dane ma moom day gis ay citerne yi ni muy transport mu di laaj lan la quoi mu may laaj lan la voilà auto citerne yi bon ma ne que bon citerne yi si la ñuy naane mu ne mais mënul comprendre loolu quoi c'est-à-dire non nee ne ndox robinet sax moom jàpp ne wóorut nit ñi waratuñ ko naan ba noppi ñuy naan citerne mais citerne yi da ngay gis citerne biti li fi dee si citerne Dakar ba Tëngéej mat na 1000 citerne mais 1000 citerne yooyu bu fekkee ne ndox mi dafa stable lu ñuy liggéey mais lan la ñuy liggéey looloo jar a di jël c'est ça le problème c'est-à-dire formidable c'est-à-dire waaw xamul loolu ngeen war a fagaru nag loolu de laay wax toujours bon ñun yàlla moo ñu yor mais mën nañ dund ñaari at ñetti at am feebar bu ñu attaqué ñu dee fekk na ndox mi la parce que ndox mi bu koñ boo romb citerne yaa ndox mi ñuy naan baaxul directeur SONES bi ñu njëkk a fal def directeur SONES bu fanaanee doo ko bii Macky Sall toogee moo njëkk a wax ne ndox mi baaxul ñu daax ko mooy kii ne woon si Diouf Abdourahmane Diouf parce que dafa dem saytu li ñu naan fi ak bitim réew ñu ni ñuy dundee ndox mi tubaab sax duñ ko sangoo moo tax ku toog sa biir di gur mais fi mu nekk nii nag sénégalais ñoo war a jël seen responsabilité kenn warul fay fi mu nekk nii facture moo tax dañ ne le 20 ministre bi le 20 la wax le 25
au plus tard le 25 bu ndox mi ñëwul ñun ñëpp def nañ ñun ñëpp dañuy génne def ay sitting si buntu SONES maanaam RDS kii SDE fi mu nekk na ñëpp génne sol lu xonk yor sa paan bu xonk sa soo ñu def sitting am na solo li nga wax aywa ñu ñëw loo ci xam ci ndox mu ñàkk mi ndox mu ñàkk mi moom ñëpp a koy metti na trop vraiment loo ci xam man de li ma ci xam mooy ñu teel ci jël ay mesures rek parce que soo xoolee man côté bi ma dëkkee muy Grand Dakar ñaar tali Biscuiterie yi jafe-jafe boobu la ñu am da ngay gis ñoo xam ni dañuy bëgg a sangu duñu sangu dañuy bëgg a togg duñu togg te mënoo dëkk chaque jour nga dem ci boutique ba di fa jënd bidon ndox yooyu day metti kon daal nañ ci jël ay mesures nu mu gën a gaawee ndax fu mu toll nii Sénégalais sonn nañ ko d'accord loo ci xam code de la route xanaa mato ji nga xam ne ñoom la dal ci seen kaw tey sonn tamit gouvernement bi rawatina ministre bi ko yor mu gën cee góorgóorlu xam naa di def fagaru daal ndax li ma gis daal dafa mel ni dañuy maanaam li nga xam ne population bi dañ koy soxlawoo ci ñoom daf leen di bett te boo jiitee nag am na yoo xam ne warul lay bett war ngay foogu lu bëree bëri avant muy ñëw di dal sa kaw Aliou waaw man dama si yokk lu ndaw rek parce que indiwaale ñu koy góox di dem waaw ngay xalaat daal suñu grand yi wax nañ lépp daanaka nit moom mënu dem sans ndox dëgg la Sénégal suñu gaal la ñun ñëpp gars yi nee na ñàkk courant leen gënal ñàkk ndox ñàkkum ndox moom du yoon si Sénégal loolu dañ si war a jóg dès maintenant parfois sax damay romb fajaa bi tamit loolu lañ am problème mu ndox à chaque fois da ngay gis ñuy dem di root te loolu du yoon voilà en tout cas daal maa ngi siy wax gars yi ñu jug si waaw masaw tàggatoo d'accord tàggatool waaw damay tàggatoo di santaat ñi may jàppale ñi nga xamante ni ñooy dooleel Aline Gueye damay njëkkee si waa Géejawaay ñoom laa am ñoom laay tiitaroo Aline nag bu Aline pour Géejawaay kese waa Parcelles dañ may bëgge Kër Massar Grand Dakar Grand Yoff ñëpp fu ne laay joué d'accord di sant sam papa bu baax di sant suñu di doolu sant nag Aminata Ñang Baalo moom yor na njaboot mais dañ sonn ci man amee la gunge wane na ko sànq bi ñu ñëwee gis naa ko daanaka ni man jooyatuma yaay ndax moom parce que daf ma yaayoo ma koy sant bu baax a baax a baax dañ dégg lu ne nag waaw yàlla baax maa ngi santaat ñëpp ñi nga xamante ne ñooy dooleel tamit ñu ngi lay encouragé code de la route Pape waaw xanaa sant sama sëriñ bu baax ba Cheikh Abdoulaye sama waajur sant première dame ak excellence sëriñ Pate Diakhaté maa ngi ko sant bu baax di ko ñaanal di sant bu baax nag di sant bu baax El Hadj Sidy Lamine Niass bi nga xam ne lii lépp moom la waaye yéen nit ni mu ko dénk car macha allah mata ngeen ko secteur transport nag mention spéciale rawatina ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen lépp ñëw teewal fi ay secteur ndax camion benn yabal nañ ay nit Mbàkke Touba yi ñëw nañ taxi ñëw urbain amul kenn ku manque ba ci association yi sax mu union des associations de Touba Abdoulaye Loum ñoom ñëpp ñëw nañ kon vraiment ñi ngi leen sant di leen gërëm di wax tamit gouvernement bi ñu gën a góorgóorlu ci chauffeur si nañu gën a góorgóorlu ci ñun pétition yi nga xam ne tam lancé nañ ko pour lànk li nga xam ne nii mooy affaire permis de conduire bi na ko chauffeur yi yëpp signé ba président xam ne ñun d'accord merci Abdoulaye bëggoon nañu wax ak yow ci Rufisque ak yooyu mais temps bi moo ko mayewul looy tàggatoo waaw dafa am noo métti Tëngéej laay wax waaw Tëngéej nañu jóg xeex ak ñi fa nekk parce que dañ am ay maire commune yoo xamante ni amuñu xam-xam maire bu toog nga xeex ak non amuñu xam-xam pour satisfaire Rufisquois yi ñoom li ñu am mooy jaay ay cantine c'est-à-dire Tëngéej gis nga fépp fa romb cantine la cantine boo xam ne promoteur bu indi ciment la indi béton fer jëndul suuf yaa ko jox suuf mu tabax jaayat que Rufisquois bi à 12 millions te cantine ñi koy jënd dëkkuñu Tëngéej beneen bi mooy ñun priorité Tëngéej du ay carré d'or priorité Tëngéej mooy canal bi assainissement parce que Tëngéej c'est une ville fantôme 40 ans ci ay caniveau la ñuy xëy di ko gis ay chars ouverts yooyu dañ ko war a dépasser moo tax il faut d'abord ñu jël suñu responsabilité xam ne seen mandat jéena ñun ndaw ñi ñu boole suñu force boole suñu doole jëlee leen fa parce que koo si gis 500 000 lay fay ko maire commune 3 femmes 3 maisons 3 femmes 3 maisons 3 véhicules ñu ngi lekk suñu xaalis léegi nag Tëngéej fu nekk dafa bari yoo yaa ngi soog a liggéey nag jël ay responsabilités mënuma comprendre nga jël 40 personnes ñu liggéey si canal bi nga dàq leen arrêté seen contrat
embauché 40 personnes yoo xam ne nanguñu dugg si canal bi. moo tax Tëngéej actuellement yooyu. canal bi dégg naa tëj nañ ko. non dama ne boo taxawee nii Tëngéej boo fa toogee 5 minutes boo ngebul sa gémmañ yow dugg si. d'accord loolu ñëpp xam nañ ko. dinañ la dalalaat il faut d'abord ñu ñëw stade bi. d'accord stade bi non stade bi dafa am problème. non sànq da nga wax si ministre non stade bi dafa am problème. waaw suñu stade bi fu mu ne dafa am problème. ba léegi non pare na. mais dafa am ñu yaakaar ba mooy préti ji ñu ne liggéey bi dafa am lu yàqu. ñu di ko defaraat ñun dugguñu ku ñu rey. waaw d'accord ministre bi nee na semaine prochaine lay joxe caabi. Abdoulaye temps bi jeex. léegi nag Rufisque quoi ñu ngi xaar stade bi. dinañ la dalalaat jërëjëf merci. Babacar Ndiaye Tëngéej FC. waaw doy na nag day fay ay match d'entraînement di fay ay géejawaay di fay chaque jour 40 000 francs par jour. donc loolu laa am tuddee maa ngi gërëm sama yaay gërëm sama famille gërëm waa Tëngéej gërëm waa Kédougou. Abdoul Aziz sa liste bi foo ko bëgg a lire rek. waaw mais très rapidement parce que aussi temps bi jeex na tàkk tàkk. dañuy gërëm tamit section 2 bu Ale Casa. waaw section 2 Ale Casa. dañu bokk ci 12e gaynde te Jean jiite ko. bu loolu weesoo tamit ñu ngi remercier waat encore une fois le président de la République son excellence Macky Sall. di gërëm tamit le ministre des sports Matar Ba. ku nu bëgg ku nu fonk ku gaynde ba lépp lu xew mu ne 12e gaynde Matar Ba. waaw ñoo ngi gërëm bu baax tamit fédération sénégalaise de football. ñoom tamit ñoo ngi leen sant di leen gërëm ak ministère des transports aériens bi ñuy dem tamit jàppal nañ ci ministère du tourisme ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm waa Transair la ville de Dakar la commune de Grand Dakar l'ONAS Orange. tamit nag kàddu yooyu mënut a ñàkk di gërëmaat bu baax a baax di gërëmaat bu baax a baax maa ngi jégalu sa di gërëm tamit waa 12e gaynde ñoo ngi leen sant ñoo ngi leen di gërëm di leen ñaanal bon waaw encore une fois tamit Jean comment dirais-je temps bi jeex na ñuy gërëm waaw dañuy gërëm tamit la cellule communication bu 12e gaynde Léopold Salé ak Khalifa Ndiaye di gërëm tamit le président Issa Laye Diop encore une fois ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal bonne coordination vive 12e gaynde vive 12e gaynde vive 12e gaynde ñun ñu ngi remercier bu baax a baax doomi Tëngéej ci également moom sans oublier mon ami mon frère Djibi Wade président LGB moom tam ñoo ngi koy sant di ko gërëm merci beaucoup ñu ngi nuyu bu baax a baax beneen doomu Tëngéej boo xamante ni mi ngi leen di représenter dignement muy Fatmata Sey Ndiir ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci maquillage bi journaliste la fili ci biir kër gi maquillage bi ak fulaar bi yëpp ñu ngi ko ciy remercier Astou Ndiaye Doro ba Couture kooku suma xarit la ci robe bi merci beaucoup Sanjogu voilà ñu ngi gërëm bu baax ki nga xam ni moom la ñuy wax top Ndey Mbodj mooy kan ñu ngi gërëm top ci liggéey bi rafet bi nga xam ni bi nga koy def may ma ñu ngi gërëm bu baax tamit ki nga xam ni moom la ñuy wax Barak di gërëm Isaaxa ak notre réalisateur ki nga xamante ni moom la ñuy wax Cheikh Diop ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ak ñëpp ñi nga xam ni jàpp nañ ci émission bi Ousin Déco ñu ngi lay gërëm bu baax ak ataaya Ousin mon ami kontaan naa ci yow kon Betty dañu ñëw ànd ak 12e gaynde ñu tëj ñu joxante dig daje vendredi incha allah ak yeneen invité 12e gaynde